leen ci ànd bi ak télévision Futur Média Mao Cissé mooy réalisé donc tey moo xëy bëggoon leen yeewee ak Youssou Ndour bi c'est pas mon choix choisir ma ko dem moo ko choisir parce qu'il s'est dit peut-être bu ko ibbee yeewu leen bi mën na leen a yee yéen ñi xëy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média exactement 9h39 mooy doog a jot bis bi tey tombé ak jeudi 4 février 2021 4 février nag xam ngeen ni at bu jot ci la ñuy célébrer bis bi ñu jagleel xeexu jàngoro bi di cancer moo tax exceptionnellement man en tant que parrain wu journée bi je leur offre cette émission yeewu leen bi yëpp dañu ko fas yéene jagleel programme yi nga xamante ni LISCA teg na ko boobu ba tey ngir jàppale ñi nga xamee ni ñoo amee malade ñoo amee feebar bi di cancer di Ligue sénégalaise contre le cancer tey nag ci journée mondiale bi on parlera cancer dinañu wone ay témoignages yoo xamee ni ay nit ñoo ko def ngir waxtaane jàngoro bi ci ni mu leen daleek ñoom seen xëj na dina jafe pour certains ndax ñaare dina dal nit non seulement da ngay ñàkk moyen pour faju waaye di nga xaw rus pour waxtaane ko am na ci jigéen ñu bëri ñoo xamee ni itam dañuy dund beddi konte bi ñu beddi leen ndaxte am nañu soit cancer du sein wala cancer du col de l'utérus tey ñu fas yéene waxtaane cancer waxtaane sensibilisation ak bërëb yi nga xamee ni bu ngeen fa demee di ngeen mën a dépister wu parce que dépistage précoce bi itam maanaam teel a saytu xool sa yaram dafay tax rek maara day taali kenn ñaanu ko même bu nekkee ci yow dinañu ko mën a faj parce que luy wér la bëri na ci ay nit yoo xamante ni dal na leen ba ñu faj leen ñu génn ci dinañu ñëw donc ci cas yooyu yëpp bu ko defee ñu jéem a sensibiliser par rapport ak bis bi la nga xamee ni moom la ñu tuddee journée mondiale contre le cancer ñun ñëpp a ngi fi ngir waxtaane mbir mi tey mais en même temps lu mënul ñàkk faaw mu am enveloppe yi leen di dimbalee itam ñoo ngi fi numéro téléphone yi dañu ko teel a ibbi bu ko defee ak fu ngeen mënti nekk ci Sénégal ngeen tàmbali woote ci 88 628 20 20 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ni benn bu ne dinañ leen ko bindal ci suufu écran bi ngeen mën a bokk ci jotaay bi fii ba 11h30 El Hadj Mbaye Garmi moo ñuy magal alxames bu jot ci jotaay bi El Hadj ñu ngi lay nuyu di la ziar béggati ci yeewoondoog yow ci télé bi. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel di am contentement feggoo ak yéen ndokkeel bu baax sama jarbaat yile Mamadou Ndiaye Papa Bale maa ngi koy ziar di ko béggee lu bëree bëri di ko masawu tamit xam nga Baye Cheikh cambriolé dafa metti te un cambrioleur bu ñëwee il ne laissera rien il n'a rien resté mënoon na bàyyi sax Mamadou Ndiaye benn matt bu ndaw. bilaay maa yónni xale ba pare baal ko tam benn yooyu maa leen yónni de. benn kii bu mu sangoo. benn mbàjj bu mu sangoo mais il a tout pris. wallaay kon nag Ndiaye massa. moom it mu ngi cambriolé de mu ngi jël table plastique yeeg si lu mu robb jël. non del dem ci kër yi te bul tàggu. mu ngi tooñ rek de. fa ñu boo demee rek jëlal benn affaire yu baax. mu ngi yóbbu ay si noonu ngay def affaire yi. xale baa ngi jël ay potu ndaa di yóbbu. ak yeeg fu seti ci kër yi desatul. metti da ñàkk na lépp Bisu Ndiaye ñàkk na lépp ñun ñi moom dañ ko teel a araftu bloqué serrure suñuy waaj. dëgg mais moo daal doy na waa mais sant yàlla. waaw sant yàlla rek sant yàlla comme nit ki moom mi ngi dox ba ñu am luñ ko mën a jëlal. ci sant yàlla la bokk. am na ñoo xam ne mbay kenn gisuñu leen luñ leen jëlal. déedéet kenn jëlalu leen dara gërëm yàlla te sant ko bu baax a baax. gars yi nag jàpp ci pour macha allah yëpp mën a baaxaat. incha allah te nga def cellule ak sécurité yu baax yi. te tuxu il faut te may ñu jàmm te abale. il faut bien sécurité Amadou Ndiaye. te may ñu jàmm te abale. moom daal koñ ba ñàkkul ni am na lu mu fa am daal. awa nga baal ñu rek waaye. ma ndokkeel nag bu baax Coro Mbaar maa ngi ko ziar bu baax di ndokkeel tamit Bisu Ndiaye di wax ne Oustaz moom na mën ko lool wax dëgg yàlla Seck di yeesal suñu masawu ci woy juróom bu baax wi nga xam ne nii moom la ñàkk te waajur ku ko ñàkk rek xam nga ne lu fort jóge na ci yow. loolu tam moo dal maaw mi nga xam ne moo nekk mooy réalisé. ñàkk waajuram ñoom ñëpp ñu ngi leen di masaw bu baax a baax. di nuyu itam Sofia bu baax. di ko jox wàccuwaay bu baax a baax Baye Cheikh. mu ngoog El Hadj ñu ngi lay gërëm bu baax Oustaz Assane itam ñëw tey jot nga noppalu de.
waaw tuuti rek. une semaine wala 2 semaines 3 semaines. 2 semaines waaw finalement congé la woon mais dañ la namoon ba nga xamee ni tey ñu gis la ñu ngi lay ziar bu baax Oustaz. jërëjëf Baye Cheikh yow itam ñu ngi la koy delloo bu baax a baax di la ñaanal suñu borom defal la jàmm. ziar bu baax El Hadj Amadou Mbaye Garmi moom itam ñaanal ko yàlla defal ko gudd fan yàlla defal ko wér. yokk suturaam yokk teraangaam si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bijou Coro ak Mamadou Ndiaye. di ko ñaanal moom itam Ndiaye del léemu. del léemu. xam nga léemaay El Hadj Mamadou. waaw dafa am solo. waaw xam nga ñu ngi koy waxtaane sànq laata ñuy tàmbali. am na loo xam ne du tee dee waaye dana rafetal njort. dëgg la waaye dana rafetal itam dund Ndiaye del léemu. del léemu il faut ngeen di joxe weexal ñu leen di jox léemaay yu baax yi. dëgg la yàlla baax na. donc ziar bu baax téléspectateurs yi Baye Cheikh comme ni nga ko waxee ñaanal leen ñoom itam yàlla defal leen jàmm. ziar ñëpp gërëm ñëpp si taxawaay bi. comme ni ngeen ko waxee bi ñu ñàkkee suñu wayjur bu jigéen taxawaay bi ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla ñoom itam yàlla fay leen yiw ndax alaaji nee naa keroog am na loo xam ne ku mu wàcc si yow. waaw boo gisul sa ay mbokk. ak nit ñu baax ñi. xel mu dem xaj na si. dëgg la waay waaw xel mu dem xaj na si kon wayjur yi jiitu. yàlla leen yàlla jéggal yàlla yërëm leen xaar leen ajjana. ñii fi des yàlla guddal seen fan. yàlla may leen wér bàyyi leen si kanamu njaboot gi ñu yàgg fi lool. fekk xéewal yeeg sutura yeeg teraanga yëpp si barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp nag yàlla nañ dund ba dégg maam. ndax ñun ñëpp gudd fan la ñuy ñaan yàlla na ko borom bi subhanahu wa taala dogal gërëm ñëpp sant ñëpp rawatina kilifa diina yi Alaaji Baye Cheikh. mu ngoog jërëjëf yaa Oustaz Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Oustaz El Hadj. mënul ñàkk xëy na ba doon ko. maa ngi mën naa koo dooni nag. waaw xam nga ñun ñii ne ci fi àddina. bu ñu demee ba nekk mag. bu ñu nekkul seetkat rek sëriñ la ñuy woote. waaw dëgg la nag de bu nekkul seetkat rek sëriñ. wallaay wala ñu ne jottali ko tu jàkk. dëgg la dëgg la sama classe gi ne ci àddina lu ne ñu dugg ci ko baaral dugg ci musique yeeg ci woy yeeg ambiance yi bu ñu demee ba màgget seetkat la ñuy. léeg-léeg nu baaral ko. voilà sëriñ Touba di seet rek. bu nekkee nayam ci koñ bi di gaaw jàmm yéex jàmm. je te jure loolu dafa nar a neex xam naa ñu fekkee samay jamono nag bu ñu fekkee suma màgget dinañu ree ba dee ku xëy di nga ree lu leer laa wax de kii moo fi ne woon di def yéeg yaag fii la mujje ba boot sama ñaari loxo yi Adja Tall jiital sët yi ok Tall amiin yàlla nañ ko dégg ñu ngi lay yàlla nañ ko dégg amiin nuyu naa la bàyyi nuyu téléspectateurs yi jiital nuyoo bi El Hadj Mamadou Mbaye Garmi yàlla yàggal taxawaayam nuyu bu baax Oustaz nuyu téléspectateurs yi nuyu ñi ma bokkal plateau bi wax nga ko tey nañ waxtaane Liska mais surtout taxawaayu ndaw ñi ak internet yi tamit ni ñu ciy jàppee parfois ci combat yi dañuy gis ni léegi yëf yi ak fi jamono toll dañ ciy participer bu baax a baax a baax di gën a sensibiliser ngir xeex li nga xamante ne mooy cancer bi te loolu am na solo ci kanam dinañ ci ñëw. voilà donc cancer tey lañ mooy bis bi ñu ko jagleel di ko xeex ñu jël yeewu leen bi jagleel ko waa Liska Ligue sénégalaise contre le cancer d'ailleurs daañu recevoir bu ca kanamee gan goo xam ne ni Liska la jógee bu ko defee ñu waxtaanee programme mu tey bi malheureusement ak Covid bi rassemblement mënul am mais heure bi normalement waroon na fekk ñu daje ci place bu mag ngir sensibiliser jigéen ñi mais bon c'est pas grave ñun ñu ngi fi quand même ci télévision Futurs Médias puisque combat yu noble yëpp suñu loxo ngi ci et que yéen di ngeen am possibilité comprendre lu bëri bu ko defee kenn ku ne bu dee dem dépister wu jot na nga dem defi ko il faut le faire ci nu mu gënee teel de façon précoce dafay tax bu mbir yi kenn ñaanu ko duggee nga mën ko yóbbu ñu faj la ba nga mën cee génn ñoom nag soxla nañu ndimbal on en parle tout à l'heure ci différents sujets yi nga xam ne ni préparé nañu ko jagleel ko bis bi di 4 février 2021 Coro Mbar Ndiaye ngi fi itam dinañu ñëw ci ay témoignages yu malade bugguñu sax ñëpp wax donte ci télé la ñu nekk mais daañu jéem waxtaan ak peut-être kenn koo xam ne ni d'accord na ñeme na pour témoigner expliquer ñu bëri mën a comprendre combat bi nga xam ne ni tey dañ ci nekk Coro. effectivement El Hadj maa ngi lay nuyu bu baax nuyu tonton Garmi ak Oustaz San Bijou ak Mamadou également ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan tey ci bés bi ñu jagleel xeex feebar bi la di cancer daje nañu ak malade boo xamante ne cancer du sein la am mu ngi xeex ak moom mu ngi ça fait des années maintenant
moom nag di wax ni mi ngi koy dund bu baax a baax li ko waral mooy ndimbalu borom këram waaye également ndimbalu njaboot gi muy sëy ak ndimbalu famille bi nga xamante ne ci la bokk comme pour dëggal li ñuy wax saa su ne feebar bu mel ni cancer li koy gagné daf ciy bokk psychologie déjà bu ko defee li ki des daal di féete ci wàllug hôpital dinañ waxtaane loolu ci kanam tuuti incha allah. voilà mu ngoog mu doon sujet boo préparé tey ci lutte bi Bijou si itam ñu ngi lay nuyu Bijou dafay inquiéter sénégalais yi. cancer maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu waa plateau bi yëpp feebar boo xam ne la yaakaar naa yemul ci inquiéter sénégalais yi rek adduna bi yëpp la jaaxal ndaxte amul kenn koo xamante ne tey mun nga toog waat ni feebar bi dina ma romb moom amul xaajeeg seen li nit yi di tooñ parfois naay mooy maladie bi gën a démocratique ci maladie yi riche pauvre xale mag ndaw góor jigéen ñëpp lay jàpp mais tey xam naa damay ñëw waxtaanee li nga xamante ne moom la ñuy xeex chaque mois d'octobre ci octobre rose bi Pape Cheikh muy cancer du sein mook bu col de l'utérus sax la ñuy bokkandoo xeex mais tey ci cancer du sein la ñu nar a waxtaanee ndaxte d'après le docteur Fatma Guenoune Sénégal chaque année dinañ am 1750 nouveaux cas de cancer du sein mu nekk loo xamante ne dafay poser problème bu bari ci wàllu médecine bi dinañ ci waxtaan tout à l'heure. Voilà, il y a d'autres cancers aussi yi gën a fréquent cancer du col de l'utérus du sein du poumon ak cancer prostate et du côlon muy ay xeetu cancer yoo xamante ni yàlla na ump ñëpp ñi mu dal yàlla na sunu borom taxawu leen ci wàllu moyen surtout parce que fii Sénégal li ñu gën a seetlu mooy ñàkk moyen bi moo tax d'habitude l'ISCA di def ay appel aux dons di def ay téléthon et malheureusement ñu toll ci période boo xamante ni peut-être yooyu yëpp pour ñu dox ci dafay xaw a jafe on a déjà benn problème muy problème mu Covid bi et pourtant cancer mooy feebar bi gën di faat li muy faat sax guerre du ko faat c'est la première maladie qui tue plus mooy gën rey sax yeneen tawati mooy gën rey guerre moo tax tey ñu obligé ñu nit porter combat bi fii ba ci kanam ci télévision Futur Média hélas defe naa bëri na ci ay nit ñi mu dal souvent surtout cancer du sein ñii suñuy jigéen lañu ñii suñuy doom lañu ñii suñuy rakk lañu ñii suñuy jarbaat lañu ñii suñuy mag yu jigéen lañu. xam nga Baye Cheikh feebar dafa doy waar. feebar yemul ci ki nga xam ne rek moom moo tëdd. entourage bi yépp ku ci nekk kenn du am jàmm. koo xam ne ki lay bu xëyee. war a régler ji ay soxlaam mënu ko régler ndax ki nga xam ne kii moom la nekkal te mu tëdd feebar mu am li la war ci kër gi ba pare am lu la war ci moom stress boobu mën na jàpp entourage yu kër gi yépp ba kër gi jàmm du fa am kon loolu moom moo tax ne wax dëgg yàlla jàppale leen dimbali leen jot na te xam nga jigéen amul doole jigéen dafa sensible su amee lenn loo xam ne lii nekk na ci moom soo ko xoolee rek day flirter ci ay jëfam du nekk loo xam ne lii lu muy mën a nëbb la soo ko xoolee même bu la waxul am naa cancer da ngay xam ne kii am na loo xam ne mi ngi woyaaleeg loo xam ne lii lu metti la moo tax jàppale leen jot na sëkk te nga wax léegi ne li muy faat bari na ci réew mi jigéen ñoo xam ne ñii cancer yóbbu na leen dañuy dem ba dem ji am ñuy doog a publier sax ne lii cancer la rien que rek pour nëbb ko pour suturaal seen bopp kon nag sutura boobule li ci jiitu moo ñu jàppale leen tubaarkàlla ba mën leen a faj ñu te faj boobu Baye Cheikh pour dalal seen xel il faut ñu dimbali leen ba seen xel dal ñu xam ne daal vraiment jàppale bii ñu leen di jàppale lii leen dal ndimbal taxaw na ci seen wet te ndimbal boobu moom mooy tax ñu fier mooy tax dëgg-dëgg seen xol yi neex ñu xam ne daal feebar nañu yàllaa leen ko teg waaye nag dimbali nañ leen dimbal ju mat dimbal te réew mi am na ñu baax ñu mën a dimbale mais du jeex man d'habitude damay wax ni teraanga baax na mais xam fa nga koy tàbbal a gën dëgg la bëri na ay nit yoo xamante ni suñu borom teral na leen jàppale na leen ñu mën a dimbali lool donc genre combat yi dañ ci war a dugal seen loxo am na ñoo xamante ni peut-être
xamuñu ku feebar. wala xamuñu ku amee cancer bi. mais y a toujours ay association yu nekk fii Sénégal ndax social bi Sénégal yi léegi dañ ciy dox. par exemple LISCA peut-être balaa ñuy jeexal dinañ leen jox seen numéro de téléphone ak seen ay contacts ndax daañu recevoir ki nga xamante ni moo jiite ligue bi di docteur Fatma Gonoun elle va nous rejoindre dans quelques minutes bu ko defee ñu waxtaan ci détails yëpp ak seen taxawaay boo bëggee dimbali par exemple benn malade wala jigéen boo xamee ne am na cancer du sein te ñàkk moyen mën nga leen a contacter joxe fa sa ndimbal bu ko defee ñu mën a faju ci jàmm. xam nga bàyyi ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoo am wërsëg ku ci nekk tey bu jëloon ñaari malade rek en charge prise en charge waaw. sonn ca ñooña dinañ ci am jaamu yàlla gu mat sëkk ba pare am ndimbal parce que gisoon naa kenn ko de bëgguma cité nekkul ne tamit cité loolu tax na Amadou Mbaye Garmi ku nekk téléphoné ko ne ko am naa malade nangam parce que loolu tam Baye Cheikh dafay leer mais léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ñii nga am benn cas mu ne jël naa ko en charge am na ci benn femme mënuma xamatuma tur bi xaw ma fu mu dëkk musuma ko gis mais am na suñu benn xarit boo xam ne bëgguma tudd tam turam bi mu ko jëlee en charge photo bi ñu ma wonoon bi ko feebar bi jàppee ak ni mu ko taxawoo ba feebar ba génn ca mu wér ba mu wér ba ñu mayee ko ñu wane bésu ngénte li tubaarkàlla xale bi mel ni mu war a mel bi ma ko xoolee mu ne ma ndax xam nga kii mën na ko kii kay tey laa ko man Amadou Mbaye Garmi jigéen yi ma gis mu musoon leen dal ñu faju chimio opéré ba wér ñoo dàq sax nañu meloon dàq yeneen jigéen ñi man j'en ai une sœur une amie comment elle est jolie c'est-à-dire ni mu rafetee léegi sax ni mu mel bugguma koo catu man it du ma tudd turam mais ni mu mel sax léegi moo ma gënal na mu meloon quoi ci taar mel ni mu war a mel tubaarkàlla ma xam ne feebar mooy noonu feebar mooy noonu baaxul yàlla nañ ci yàlla musal damay dégg borom xam-xam yi naan feebar bokkeewul dara ak dee gëm yàlla nag des ci bàyyi xel yaa oustaz parce que nattu du wees dañ koo ragal waaye bonul maada ba woy na ko yenn saa yi nag nga tawat te dafa am ay feebar yoo xamante ni dañ leen tuddee ay grande maladie ku mu dal nga jaaxle foog ñi dee ci topp et pourtant sunu borom da lay teg nattu bi rek mais terewul saa yu tegee nattu rek teg na parallèlement ay solution borom xam-xam yaa ngi fi créé nañu chimiothérapie am na ay opération am na ay garab mën nga ci génn mais ci kaw nga gëm yàlla c'est-à-dire nu tawat wi toll lu mu rëy boo ci boolee gëm yàlla di nga mën a wér psychologiquement yaa oustaz. jërëjëf Baye si li nga wax Alaaji dafa wax sànq lu am solo muy li nga xamante ne moom moo di wàllu ndimbalante naa ñëw léegi si question bi ndax ki yàlla suñu borom subhanahu wa taala teg feebar lu mel ni cancer exemple parce que moom la ñuy waxtaanee tey moom deful dara lu tax yàlla teg ko yow mi nga xam ne moom la ko yàlla teggil itam defaloo yàlla lu fees bëtam lu tax mu teggi la ko teg ko kële suñu borom subhanahu wa taala moo yor ay mbiram di doxale ni nga xamante ni noonu la ko soobe li jaadu mooy bu yàlla borom bi subhanahu wa taala nattoo doomu aadama lu mel neenu dal ko mooy mu am li nga xamante ni surtout moom moo di assistance ak dimbalante parce que tey jii nii ki yàlla teg feebar boobu soo ko dimbalee suñu borom subhanahu wa taala mën na si jaar ba yow feebar bu mel noonu sax xëy na du la dal parce que saa yooyu dimbali nit ki mu feebar lu mu ñaan yàlla subhanahu wa taala daf koy nangu sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal ñaanu ku feebar borom bi wala ku tawat borom bi subhanahu wa taala daf koy nangu te ki nga xamante ni dafa feebar nga koy assister di ko toppatoo di ko dimbali te yàlla rek tax mu ngi lay ñaanal yow saa su nekk ngay am wér mu ngi lay ñaanal ngay am tan mu ngi lay ñaanal ngay am koom nga xamante ni xëy na moom ma koy mën a dimbalee te borom bi subhanahu wa taala rek tax ndax nit ñi dafa am loo xamante ni dañ koy jaawatle tey jii nii ki nga xamante ni yàlla daf ko jox wërsëgu poos si waxin mu man gannaawam kooku ay naafilaam nekkul ay julli yu bari ay naafilaam nekkul ay koor yu bari ay naafilaam nekkul yor kurus di koccal yu bari kooku xam nga lan mooy naafilaam xool jaami yàlla yi nga xamante ni yàlla daf leen teg nattu ñu feebar te amuñu doole mu ñuqi si poosam jox leen kooku loolu moom mooy naafilaam nit ñi il faut ñu def distinction mais yàlla du la jox ay milliards suñu borom may la wér yow nga denc sa xaalis fële toog guddi gu jot nga naan dinaa def junney rakkaak téeméeri rakkaak bés bu ne ma def téeméer salaatu ala nabi waxuñu baaxul baax na waaye yow sa naafila mooy nga fexe jaami yàlla yi nga xamante ni yaa leen tane te seen loxo jotul seen gannaaw nattu dal na leen ñu mel ni ñuy cancer nga dem seeti leen dimbal leen te yàlla rekk tax yaa ngi koy wax léegi gis nga saxaaba yi bi yonent sallallahu alayhi wasallam ñëwee Medinatul Munawwara ku si nekk xam nga loo def ñi amoon ñaari kër dañ jël benn kër bi jox seen mbokk ñi amoon ñaari soxna xattaa wala ñett wala lu ko ëpp fase kenn jox keneen ñi amoon ñaari entreprise jël beneen entreprise bi jox keneen mooy ku ne kooku ñu ngi lay assister
ñu ngi lay dimbali ñu ngi lay jàppale kon l'islam dafa am la nga xamante ni noonu la organiser li nga moom moo di ndimbal li boo ñëwee si gëm yàlla bi nag loolu moom leneen la nit ku nekk tamit bu nattu ñëwee bul saalit xamal ne borom bi subhanahu wa taala moom moo la ko teg te yàlla mën na la ko teggil moo tax booy wax bu ñuy wax nit ñi ñuy saraxe ngir yu bëri la yàlla subhanahu wa taala mën na ko teggil dama sallallahu alayhi wasallam nee ne nit yàlla dana nattu ne kii kat nangam dana ko dal si addunaam muy saraxe di sarax bi la yàlla di transformer si waxin benn jëmm mu dem dab ndogal li si kaw di xeex ak moom ba daan ko ba ndogal li du wàcc dal si doomu aadama boobu moo tax sarax jarul xeeb dimbaliwaate jarul xeeb mu néew jarul xeeb yàlla xeebul yéemul ku si nekk la nga mën di ko def te jëmmam rek a tax xam na ko Baye Cheikh kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo feebar nañ leen di bàyyi xel jaamu yàlla nag du kàbbar julli jot rek nga jóg kàbbar déedéet du woor rek jot rek nga jóg woor yàlla moo ko wax si alquran mais nee na wa aatal maala ala hubbihi li nga gën a bëgg muy alal ji sax sa xol nga di si ñuxi di si jox jaami yàlla yi te yàlla rek a tax ndax ku yàlla nattoo woon loolu dal la di nga bëgg ku la dimbali te am na ñoo xam ne dana leen dal te duñ mën a wër di laaj ñu publier ci Facebook Instagram wala dara du dafa feebar dafa soxlaa ndimbal mais am na ñoo xam ne ñu ngi feebar nekk ci biir kër yi seen ngor mayu leen ñu leen di publier seen ngor mayu leen ñu leen di laajal dañuy ragal sax wax ni lii moo leen dal nañ koo wax ñooñu nag dañ leen di war di décortiquer ci société bi di leen jàppale te yàlla rek tax démb rek maa ngi koy wax benn waay yonent sallallahu alayhi wasallam foofu laa lay delloo kàddu gi moo ne nit ki boo bëggee yàlla nekk ci sa ay service nekkal ci service yi jaamu yàlla yi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon boo leen gisee ñuy dox doxaluñ pour seen bopp de jaamu yàlla yi la ñuy doxal seen ay service te doo ko réccu déedéet sallallahu alayhi wasallam lu mu wax du dañ nee na allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axihi man su ma jógee di dox ci soxlas Mamadou Ndiaye wala Mamadou Ndiaye di dox soxlas Baye Cheikh wala Baye Cheikh di dox soxlas Bijou yàlla suñu borom subhanahu wa taala yow jàppal ne mu ngi sa service léegi man may laaj ku yàlla nekk ci service est-ce que di nga jaaxle déedéet yàlla mi gëmmul nelawul du wuute dara ump ko léegi nekk sa ay service loolu moom mooy yow boo tëddee mën nga nelaw kon bu ñu bëggee yàlla defal ñu loolu nañu jàppalante nañu dimbalante te yàlla rekk tax malade yi ñu assister leen te xam ne nag ñun ñëpp nag am na lu ñuy dàq te danañu dab bés bu ne ma wax ko muy télé yàlla na yeex yàlla na yeex voilà mu ngoog oustaz defe naa kàddu yi nga wax kàddu yi rot am na solo yow yii moo tax ñu lay namm yow yii sa kàddu yi di rot ci émission bi vraiment saa yu rotee rek ñu root bon on va pas rester là aussi di leen rendre triste parce que dañu leen tàmmal bëree daan ñibbi bégal leen ngeen ree tout temps yeewuwaan ci àddina mais comme combat bi moom suñu combat la dañoo décidé porter plaidoyer bu LISCA ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu xeex jàngoro ji di cancer li ñu gën bëgg rek gën a bëgg nag mooy insister surtout ci dépistage précoce bi maanaam teel a dem saytu sa yaram xoddee ko balaa ngaa lakkale mag ñu wax nanu ko tubaab yi itam ñu ngi koy wax mieux vaut prévenir que guérir loolee bokk na ci li nga xam ne ni bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel ndaxte tey ku ne xam na ni combat bi ñu jóg dëgmal ko wuti cancer at bu jot LISCA di ci def liggéey bu am solo et ñi ci mën a jàpp itam mën nañ cee jàpp Sophie itam mu ngi fi ñu ngi lay nuyu Sophie di la ziar chef Sophie tey duma la wax dara. waaw nañu bàyyi noonu rek. tey duma la wax dara dama lay baal. amul benn problème mais feebar yi itam. waaw yenn régime yi. mën na dimbali. nit ba mu éviter ko peut-être. bien sûr Baye Cheikh parce que daf ci am solo parce que comme ni nga koy waxee à chaque fois rek waañ nag moom mooy laboratoire kër. ba lépp loo ciy def rek da nga koy war a xoolaat bu baax a baax a baax. yenn feebar yi tamit mën na jouer ci suñu alimentation. comme ni que à chaque fois da ngay gis ni damay proposer ay légumes wala may proposer li nga xamante ne mooy ay fruits ñu bàyyi ci xel di respecter rek 5 fruits et légumes par jour fruits moom Baye Cheikh loo def am boo defee 100 francs am banane boo defee 200 am pomme boo defee 300 am orange wala nga am benn mandarine boo xam ni boo xëyee le matin mën nga ko jël carotte la même chose boo amee 100 francs di nga am benn concombre 100 francs nga am benn carotte râpé lépp daal di koy def ci sa benn assiette def sa benn salade bu sain ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci suñu alimentation parce que daf ci am solo lool Baye Cheikh di masawu rek femmes yi nga xamante ni actuellement ñu ngi amee cancer bi di ñaan rek yàlla saafara ñoom ñëpp ku nekk fa nga tëdd tane bu baax a baax a baax ba delluwaat ci say occupation Baye Cheikh
comme ni ñu koy defee nag saa su ne rek andil leen nag benn plat boo xamante ne li ngeen ko mën a reprendre seen biir kër tey nag dama andi ay bonbons de crevette nag suñ ko waxee rek di nga soxla nag li nga xam ne mooy crevette am nañu laitue am nañu pamplemousse am nañu carotte poivron rouge tomate cerise piment rouge tamit am nañ ko crevette nag mënoo ko defar te amoo li nga xamante ne ni mooy ail moo taxit am nañu ail ak quelques pics brochettes ci kanam nag bàyyi incha allah ñu won leen naka la ñuy defaree li nga xamante ne ni mooy suñu plat du jour tey Baye Cheikh. mu ngoog donc ci kanam nga toggal ñu. bu leen fàtte ni saa yu ñu xëyee nag dañuy ànd ak Nescafé moom la ñëppi ndekkee am na format yëpp stick bi moo gën a sakkan carton bi lañ ci jënd rek teg on se réveille avec beaucoup de forme et de force tëddaale ko itam loolu yëpp Nescafé moo nu ko jagleel depuis très longtemps 1938 ba tey ñun ak Nescafé fii ci Sénégal nag balaa nga xam ni Nescafé dafay xew te mosu fee jóg nga gis nit ñi bu ñu yeewoo stick Nescafé la ñuy wuti donc bii carton la bu def daanaka ay stick yu bëri 150 la et que benn juróomi dërëm lañ koy jaayee am na pot bu ndaw am na pot bu moyen am na pot bu mag bu gën a sakkan familial. donc Nescafé mu ngi leen di souhaiter une très bonne journée ñu ngi ànd itam ak Promobile xam nga Promobile nag mooy réseau téléphonie mobile bi nga xamee ni ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi démb maa ngi leen di wax agence yi nekk Sénégal bëri na waaye chaque jour désormais dinañ leen wanalee ak benn agence Promobile bu ko defee ngeen xam ni kon yee ngeen dëkkee am na agence Promobile bu ngeen bëggee def seen i abonnement par exemple ci yéen ñi dëkkee fi nga xamante ni moo di Tivaouane am na agence boo xamante ni mu ngi nekk route du marché Tivaouane côté siège APR am na siège u Promobile bu nekk foofu ak 1000 francs mën nga jënd puce ba noppi itam ñu may la crédit bu toll ci 5000 ak 750 MO de connexion internet ba noppi itam crédit bi dafa sakkan ba nga xam ne ni mën ngaa jënd ñaar téeméer sax mu def ak yow ñaari weer te ku la neex woo réseau bu la neex wootee loolu nag Promobile moo ko jagleel sénégalais yi Promobile ci boppam mu ngi souhaiter une très bonne journée à ses clients Promobile la ñu àndal ci yeewu leen bi ci télévision Futur Média 10h05 bu leen fàtte tey dañuy màggal bis bi nga xamante ne moom la ñu jagleel xeexuk jàngoro ji di cancer émission spéciale ñu jagleel ko Ligue sénégalaise contre le cancer daañu recevoir ki ko jiite di docteur Fatma Gonoun moom it bokk na ci jigéenu jàmbaar yi ñu ràññee fii ci Sénégal ci tabb gi ñu tabb nag ngir ñu doon parrain ñu jox leen antenne bi fii ba 11h30 daañu ñëw ci ay témoignages dinañu ñëw ci yenn gëstu yoo xam ne ni def nañu ko ngir ngeen gën a mën a comprendre li nga xam ne ni mooy xeexuk jàngoro bi di cancer j'allais dire Covid-19 parce que Covid bi daf ñoo sonal ba nga xamee ni commencé nañu sax fàtte yenn ci feebar yi alors que am na feebar yu gën a garaaw Covid-19. Covid noonu la sonnalee ba pare di rey. noonu la sonnalee nit yi am cancer parce que am na si ñoo xamante ne tey seen cancer évolue na. parce que ils ont pas pu aller dem hôpital. si seen ay rendez-vous. mënuñu woon dem def test ba xam seen cancer fan la évolution bi toll. am na ñoo xamante ne tey tamit peut-être seen ay garab lañ dul am. ndax day nekk di manqué. donc ñooñu ñëpp dañ leen di jël ci conséquence su Covid-19 bi am na feebar yu ko gën a graaw fii ci Afrique comme sibiru par exemple comme cancer par exemple te parfois am na hôpitaux yoo xam ne sa limite dañuy négliger yenn maladies ndaxte Covid bi dafa ñëw tiital ñëpp mais war nañu bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ne ñi ngi souffrir ci cancer parce que am na ñoo xamante ne conséquence su Covid bi moo leen di yóbbee loo xam ne duñ ci mën a ci wér et c'est vraiment dommage donc foog ñu leen di xalaat bu baax a baax a baax a baax surtout ci période bii ñu nekk. voilà il faut penser aux autres malades. voilà yeneen tawat yi nañ ci bàyyi xel et peut-être des fois nit ci dañuy ragal. mais hôpitaux yi ay borom xam-xam ñoo fa nekk donc ñoom saytu nañu xool jël ay matuwaay nécessaire balaa ñuy accueillir qui que ce soit parce que des fois nit même man daf may dal da ngay ragal dem ci hôpital parce que tu te dis est-ce que dama fa jëlee Covid bi alors que ñoom ils ont pris toutes les mesures pour ku ñëw rek ñu accueillir la sans pour autant feebar dal la. c'est que dem hôpital jàpp feebar d'habitude ñi souffrir d'hypocondriaque rek ñoom ñoo ko daan am. mooy feebar boo xam ne yow da ngay yaakaar ni feebar yëpp dal na la. moo gën a horrible ci feebar yi mais léegi nii ak Covid bi comme ni ñu communiquer ci transmission bi nu mu gaawee. nit mun na dem fenn bàyyi fa trace bi ay heure après yow nga ñëw laal ko mu dal la.
moo tax ñëpp dem ba ragal boo xamante ne doo sax comprendre panique générale moo am. moo tax parfois da ngay gis ku feebar nga ni ko demal hôpital mu ne la dew ma parce que dinaa fa jëlee leneen. mais comme tu l'as si bien dit hôpital def nañ distinction yi partie yi nga xamante ne mooy gérer coronavirus beeg urgence yi. bokkul ak yow mi nga xamante ne yaa ngi dem sa consultation donc il faut pas que nit yi ragal. di dem consultation te ci coronavirus bi mu amee sax ñëpp dañ ne que yenn course rek na ko nit ñi defi mooy booy dem hôpital wala ngay dem defi course pour lekk donc pour dire que hôpitaux yi c'est vrai que parfois dinañu déborder ak malades yi nga xam ne ñoo am coronavirus mais bokkul ak yeneen médecins yeeg yeneen yi ñuy soigner pour nit ñi bañ a ragal rek ndax panique générale am na dëgg la mais dem leen faju ji quand même moo gën garder yenn maladies yi ba mu trop tard parce que feebar moom en général suñu ko teelee gis rek faj bi dafay gën a yomb. voilà médias yi ñun ñu ci gën di communiquer. gën a sensibiliser aussi population bi ñu xam ni mën nga am yeneen feebar yi nga xamante ni naturellement mën nga ko am lu bokkul ak Covid nga mën a dem ci hôpitaux yi. ndaxte hôpitaux yi dañoo réserver je pense bien yenn espace exclusivement réservé pour yenn ñi nga xamante ne ñoo am feebar Covid bi ñeneen ñi mën nañu continuer seen consultation dem di faju jéeg yooyu bokkul ndaxte loolu tamit am na solo ndax première vague bi ak communication bi ñu doon def ci Covid bi yëf yi dafa jaxasoo woon kenn comprendre ko woon mais léegi je pense que ñëpp xam nañu gars yi spécialistes yi li ñu ciy communiquer ku ci nekk xam na donc ba léegi li nga xamante ni nit ñi mën nañu dem di ci hôpitaux yi loo xamante ni bokkewul wala laalewul ak li nga xamante ni mooy Covid bi. voilà mu ngoog merci Modou ñu ubbi téléphone yi nag jël leen lu mënul ñàkk il faut que mu am parce que dañu leen tàmmal quand même di leen jox ay teraanga lu ñu sensibiliser lu ñu porter plaidoyer lu ñu cancer jaaxal du tere ñu dimbali leen quand même parce que ndimbal moom defe naa dafa am solo rawatina bu ñu ko dee defee nii mu yomb lool boo wootee rek ak numéro boo mënti tànn ci numéro yi ñuy affiché ci suufu écran bi ñu bàyyi leen ngeen tànn région bu leen neex région bu ngeen tànn nag lu ngeen fa fekk ci xaalis dañ leen koy may parce que dëkk bi dafa xaw a naqari nag les temps sont tellement durs munoo boole banque njaboot ak tawat ay nattu yu bëri la yoo xamante ni boo ko dajalee dof sax xaj na ci mais sant Oustaz Assane nee na nanu gën a góorgóorlu rek te muñ te gëm voilà ku muñ nag di nga mës a muñ moom nattu moom ala kulli haal inévitablement ku ne dina la dal mais boo muñee rek suñu borom dina la gën a mën a taxawu donc 88 628 22 22 et puis exceptionnellement bu fekkee am na jigéen yoo xam ne ni mën nañu nettali un peu seen tawat par exemple seen cancer te secrètement ci télé bi léegi dinañ leen beral loxo sax ci enveloppe yi nga xam ne ni télévision Futur Média moo koy maye gar mi moo yee sànq expliqué xaritam boobu balaa ñu koy wanaan ko boole maag diw et tout ça ñun voilà bu doon suñu sagoo dañuy bokk li ñu am ak ñëpp waaye mënuñu dañuy wut rek fii ñu ne nag li fi ne dañu leen koy jox ay yóbbante yu ñu jox la pour yéen donc ku njëkk a dugg léegi ñu teral ko ak ñi ci topp fii ba ci kanam ci télévision Futur Média 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ñu ngi ànd ak Wave mi nga xamee ni ak montant bi nu mu mënti toll 75 000 100 000 200 000 500 000 bu ngeen wootee fi ngeen toog lañ leen di yónnee seen xaalis grâce ak Wave mi ñu àndal nga xam ni boo yónnee 5000 sax 50 francs ngay fay boo yónnee 10 000 100 francs ngay fay boo yónnee 100 000 1000 francs ngay fay ma may leen quelques secondes le temps ngeen dugg si yéen ñi yeewu tey àndandoog ñun. 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 je rappelle que tey yeewu leen spéciale journée mondiale contre le cancer la ñu leen di proposer ànd ci ak Ligue sénégalaise contre le cancer LISCA présidente bi docteur Fatma Gonoun moo ñu defal honneur ñëw seet si ñu waxtaanee jàngoro ji waaye ak seen taxawaay ñoom ak naka la nit mën a def bu ko suñu borom teralee mu dugal loxoom ci jàppale jigéen ñi nga xamee ni wala ñi am cancer ñëpp de façon globale ndax am na yeneen xeetu cancer yoo xamee ni itam mu ngi sonal ay góor am na ay cancer yu sonal ay xale voilà jigéen ñi nag xam nga jigéen moom yàlla da koo may moo tax on parle plus du cancer du sein y a d'autres cancers yoo xamante ni mu ngi dal góor ñi itam mais heureusement ba LISCA ngi fi waaye LISCA mënul def yëpp def nañu téléthon ba tàyyi
mais xaalis bi ñuy récolter ci téléthon yi souvent balaa weer dee sax lépp jeex parce que dañu koy dugal ci dimbali voilà demande bi ëpp offre bi waaw. dañuy bëgg a jàppale ñëpp mais c'est tellement difficile. Donc depuis le temps qu'on en parle am na ay évolution yu ci am ñoom dañ koy wax sax mais yaakaar naa ni seen objectif mooy prise en charge totale boo xamante ne ñi feebar cancer am nañu ko loolu moom bés bu ñu ko amee feebar bi ku mu dalati sa doo soxlay nëbbatu parce que di nga xam ne bu ma demee kat hôpital dinañ ma prendre en charge dinañ ma faj ba ma wér mais souvent xaalis bu bëri bi nga xam ne moom moo siy dem ak le fait que muy affaiblir toute une famille ñëpp sonn ci dépense bay bëgg a dee loolu moo waral ñenn ñi sax dañuy far gedd bañ a dem hôpital toog xaar yàlla. te loolu xaru la waaw yàlla toog di xaar yàlla moom baaxul. xam nga mooy li fi mu daanee la rek mooy que il faut ñu jëm a ut ay pexe. xool nu prise en charge mën a am. donte la du matale si ñëpp. ñu jéem a xool li nga xamante ni xëy na ñoom ñoo gën a critique la wala genre ñu taxawu leen en attendant yëf yi di matale. ba tamit daanu dajul suuf mais toog rek croiser les bras tamit du sotti. nit ñi il faut ñuy jàppalante boo amee mbokk mu nekk si yenn situation yi da nga koy xoole rek yow bu doon yow la dal. ni ngay bëggee ku la taxawoo. te ñun léeg-léeg dañuy def ñaar. yoo xamante ni xëy na warul demee noonu. bu njëkk bi mooy nit day feebar nga di ko tiital di yokk ko feebaram. bu ñëwee nga naakaan nangam sangam wala nit dégg dara. fi gën a garaaw nag mooy da ngaa jeex. waaw dégg naa feebar bi nii. mooy li Sénégalais yi nekk yow jeex nga di. waaw xam nga psychologiquement da ngay abattre déjà malade bi. yenn saa yi feebar bi du la rey sax mais waxu nit ñi bëtu nit ñi seen façon de parler sax moo lay rey. waaw yooyu nag moom moo tax ñu bëri ragal di wax. voilà merci loolu bu amee nit ki da nga war a dalal xelam. mooy li ñuy wax souvent nit bu yóbboo jàngoro sa hôpital ba ka muy njëkk a dajal muy liggéey sa hôpital ba moo koy faj. wala moo koy faat. si waxin am na nooy accueillir kii feebar wax ak moom. xelam day dal day dellu sa. nit ñaa ngi rey ay nit am conscience tranquille mais am na nooy waxee ak moom fitam danaan rës. feebar ba yokku mu jaare fa suñu borom xëy na subhanahu wa taala jaale jikko alors que yaa ko rey wala donc yooyu yëpp dafa nekk lu aspect bu jar a bàyyi xel. beneen bi mooy Njaga Mbay way na ko. daw ku wéradi bul ko daw ba mu yëg ko. mën naa yokk lu ko métti. wallaay maanaam doomu aadama bu feebaree boo ko waree assister ko. bul ko daw bul ko sori. parce que am na la nga xamante ni di waxtaan ak moom rek. mën na ko andiwaat. waxtaan rek. mën na dalal conscience am parce que dañuy wax naan tout est psychologique. et psychologiquement boo dominer feebar bi mën na la jàppale ba suñu borom subhanahu wa taala teggil la ko. barki yàlla ñu bëree ngi dee. dañ leen rey. stress. je te jure te ñi leen rey. stress lu fekkee moom da koy accéléré xamuñu sax ni participer nañu ci deewu nit ki. yàlla baax na daal. dans le cadre général. parce que nit ki sax mën na am jafe-jafe. pression sociale nga war ko war a mën a soutenir psychologiquement encourager ko ne ko lii nga nekkee kat passage la ci sa dund. lii dina jeex encourager ko soutenir ko. mais ñun fii déjà bon te pourtant ñun suñuy valeur. dañuy yaree ci nga am sutura. ba pare di gën a encourager nit ki mais da ngay jékki-jékki rek. nga dëkkal ñoo lay njëkk a rey quartier bëgg a dëkk rey la fa ngay liggéeyee collègue ya rey la ñi ngay romb diggante sa kër ak booy delluwaat ci kër koo romb mu rey la boo demee di nga dee plusieurs dee doo dee sax benn dee double dee doo dee sax demi dee double dee ngay dee feebar yëpp dañu soxla psychologie mooy li Pape Cheikh di wax sànq jàppale dafay am loo xamante ni moom lay def ci ki feebar parce que cancer li Bijou wax sànq yëpp li koy tënk bokk na ci teel a jóg boo teelee jóg boole ci psychologiquement que tu sois bien assisté à 80% yow daan nga feebar bi léegi après nag li ki des yëfi hôpital lay doon ak suñu borom def ci loxoom après sutura daal di am mais nag malheureusement bu ñu ko defee feebaru gàcce nit ki du gaaw a dem hôpital du ko mën a waxtaane ndax li Pape Cheikh wax léegi dañ lay jugé yow jeex nga yow furi nga yow pataa nga yow nii nga yow naa nga loolu boo ko defee koo xamante ne amul vraiment mental bi mu war a am parce que même ku am mental sax yenn commentaires yi dafa metti ci nit waxuma laa koo xamante ne amul mental boo ko defee automatiquement yow damm nga ko lépp lu mu amoon lu mu war a xeexee feebar bi day des ci commentaire boobu nga ko def malheureusement voilà alors que nit mental la comme disait ma grand-mère nit loolu nag Baye Cheikh da nga tàbbi ci waxtaane ko ñu waxtaane la comme maanaam daal kii daal feebar na bu ñu toogee ci keppaar yi naan moom kay moom nangam laa ilaaha illallaah te ñay wax dañu dafay mel ni comme si ñoom dañoo tul ci feebar alors que lu dal ma sàmba rek mën na dal ma dem mën na laa dal yàlla rek a xam on sait jamais di la daw
di la toogee. mu nekk loo xam ne lii. loolu du woon sénégalais. dëgg la sénégalais ba àddina yi baax. dañu amoon kersa am sutura. boobu nag léegi moom moo amatu. tey da ngay gis sax kenn ko wax lu ndaw. ñu dem yokk ca loo xam ne lii. àddina mën na tukki. dëgg la de mbay. te loolu am na ñoo xam ne ñii bu ñu ko déggee boobu gàccee. bu ñu ko toogee. amel naa la dem da leen koy gënal. dañuy ñaan yàlla dem. wallaay pour dëkk pour noppalu pour dëkk. mu jeex très bien pour le bonjour. te waykat ba waxoon na ko kenn bëggul dee kenn bëggul gaaw a dee. dëgg la bi lay mais nag bu féex amul jàmm amul. wallaahi. leneen da koy tane. da koy tane mais bon daal dëgg daal nañu sàmmoonteeg daal ñu feebar. sutura bi daal ñu di ko fi bàyyi ndax sutura boobu. moom la fi mag ñi nekkee woon. kon nag loolu sàmm ko nekk lu am solo Baye Cheikh. macha allah. mu accompagner leen psychologiquement loolu mooy répétition lay doon mais kon sànq ñi ngeen di jox exemple ku ci nekk ki nga xam ku wér ci feebar cancer exemple bi ñuy joxe mooy cancer mën na nekk feebar yëpp li mu lay njëkk a wax bu fekkee la plupart par exemple ba doon def sondage bi di xool la plupart dañ naan la man sama famille daf ma jàppale ba pare d'abord la plupart dañ naan la sama famille daf ma jàppale ba pare après médecins yeeg ñi ci seen xam-xam màcc doog a ñëw donc loolu dafa am solo te loolu je pense que ñi nga xamante ne ñooy ŋànk association yi ñiy porter combat yi dañuy war di gën a privilégier bataille ci jàppandal gi pour surtout waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy jigéen bu mu dal sa jëkkër jàppale la ak sa famille góor bu mu dal sa jabar jàppale la surtout parce que Pape Cheikh dara gënul metti nga feebar sa jëkkër dem takk beneen jabar mooy accélérateur de gaañu bi gën a gaaw te xam naa ni que ñiy seetaan am na ñoo xam ne ñi ngi leen di touché parce que maa ngi fiy jot benn message benn nit bu nga xamante ne moom nee na 2009 la ko amoon faj nañu ko wér na donc jàpp na ni képp ku mu dal war nga mun a wér donc ñu ngi lay remercier bu baax mi ngi ñuy seetaan ci témoignage bi nga ñu yónnee comme li nga wax on va pas citer de nom mais ay témoignages yu mel nii ça fait chaud au cœur parce que 2009 ba léegi mi ngi dundam normal ku mu waxul ne feebaroon naa doo ko xam mi ngi ci yeneen activité donc message d'espoir la pour ñëpp ñi nga xamante ne tey feebar bi dal na leen message d'espoir weesuwul ki ñuy waaj a déglu moom itam ku amee jàngoro ji la di cancer on va l'écouter dans quelques minutes n'est-ce pas Thioro mais en attendant ñu xajal ci rek téléphone yi 88 628 04 05 xool téléspectateur bi njëkk a dugg ci teraanga yi ñuy séddale ci télévision Futurs Médias allo waaw kooku alhamdulilah yow kon jot naa la. jërëjëf. bilaay bis bu ne dama insisté woote naa ba sonn tey la ko yàlla dogal. wallaay mujj ko ñëw jot tey. bilaay dama la bëgg émission moo def dama ko tiraan yaa Amina Poté. dëgg la. wóor na yàlla tey la ko yàlla dogal moom. wallaay noo tudd. maa ngi tudd Soxna Ndoye Ndiaye. Soxna Mburi. Soxna Ndoye Ndiaye. Soxna Ndoye Ndiaye. waaw Ndiaye jaata Ndiaye. Soxna Ndoye Adja Soxna Ndoye Ndiaye fooy wootee. maa ngi wootee Thiès. fan ci Thiès nga dëkkee. Thiès Madina Fall. Madina Fall. mbaa yaa ngi dégg li ñuy waxtaane. waaw dégg naa ko bu baax yàgg naa ci ligne bi. wax nga dëgg yàlla na la ci ump rek yàlla na la ump. yàlla na ma ump moom. waaw yàlla na la ump. yàlla ump ñëpp. amiin ban région ngay tànn léegi nii ma teral la am lu ma la dimbalee balaa ñuy àggali waxtaan bi. non yow laa koy bàyyil nag. déet fan yii yëpp defuma ko dama lay bàyyi nga tànn rek jamono neexul tànnal rek. non yow laa koy bàyyi. wallaay di nga tànn de kon de sa crédit dina jeex ndax tey du ma tànnal kenn tànnal rek tey waa Liska rek laa fi teewal tànn lu ma kenn. aywaay tànnal ma bu la neex rek. aywaay tànnal sa crédit dina jeex yaay. waaw tànnal ma Thiès. Thiès région bi ma nekk. jeena ma jóg kon tànnal la région de Thiès ci carte Sénégal bi ayca. donc région de Thiès qui sort de la carte loo fa fekk rek dañ la koy wéef léegi nii ci saasi. Inch'Allah. voilà ak nu montant bi mën ci toll 75000 100000 200000 500000 fii ba midi 30. voilà donc amin waay yàlla na nga tombeek 500000 moos kay donc région de Thiès a ngi nii yow fa nga dëkk nga tànn ko. voilà ñu ngi wax jigéenu Thiès nag ñu teel a jóg dem seet seen yaram dépisté wu ci yenn cancer yi bu ko defee ñu mën a am xel mu dal àggali seen dund parce que Thiès aussi am na ay bërëb yoo xamante ni certainement Liska def na fa dara pour jigéen ñu war a dépisté wu donc ñu décompté la région de Thiès ayca 5
4 3 2 1 Thiès amoon na enveloppe bu toll ci 75 000 fukki junni ak juróom moom la ñu la dimbalee tey 4 février journée mondiale contre le cancer ñu jagleel ko Ndoye Ndiaye am nga Wave mbaa. merci beaucoup am naa application bi. très bien am nga Wave am nga application bi bravo. léegi xaaral ñu Wave la enveloppe bu toll ci 75 000. merci beaucoup waay merci beaucoup woote naa ba sonn nag muy jar na ko. wallaay mujj nga jot tey ba am 75 000. njëkkoon naa woote. waaw. njëkkoon naa woote ba sama crédit jeex dugguma. waay. ma invité waat woote dugguma tey nag la ko yàlla defal. voilà yàlla jeexul. jërëjëf Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup. allez 75 000 yi yaa ko moom 10h23 bu amaatee téléspectateur bu nekk ci ligne bi dañu koy jël am lu ñu ko dimbalee allo. allo Pape Cheikh. kookan la. man la Ndiakh Lo. Ndiakh na nga def. ça va maa ngi fi. Lo yaa ngi wootee fan. Bala sant. ah ba nga sant d'accord man pour man Lo nga wax ba. nan ba non Ndiakh Lo Ba ça va maa ngi wootee Diakhoy Azur. nan nga tudd nga ni. Ndiakh Lo Ba. Diallo Ba ñaari sax. ah Diallo Ba. waaw Ndiakh Lo Ba. Ndiakh Lo Ba. waaw loolu laa tudd. d'accord Ndiakh Lo Ba foo dëkk. Diakhoy Azur. naka waa Diakhoy Azur. ça va ñu ngi ci jàmm. mbaa yaa ngi dégg suñu combat bi xeex cancer. ah waaw maa ngi koy rafetlu aussi bu baax a baax. très bien léegi dañ lay bàyyi nga tànn xaaral ma delloo région de Thiès place am léegi nga tànn région bu la neex loo fa fekk yaa koy moom dañu la koy wéef immédiatement. d'accord maa ngi tànn région de Saint-Louis. yaa ngi tànn région de Saint-Louis. allez région de mon ami mon frère en direct la de à la télé y a pas de pause et tout ça ni d'attente sa baaraam yi bi yëpp def ko nii rek li bës di dem enregistré wuñ ko en direct la voilà. Okay. donc Ndiakh Lo Ba yaa ngi wootee Thiaroye. voilà nga tànn région de Saint-Louis aussi jigéen ya fa ne ñu ngi leen di ñaax ñu dem saytu def dépistage ci cancer du sein wala yeneen cancer yi bu ko defee ñu mën teel a xam seen bopp voilà xam sa bopp dafa baax donc Saint-Louis mooy région bi nga tànn donc ñu kii wala ñu décompter la région de Saint-Louis. allez. oui maa lay dégg. de Saint-Louis amoon na enveloppe bu toll ci 100 000 francs. ah merci. yaa am chance nag ñaar fukki junni. 100 000 francs 100 000 francs ci barke jigéen ñi amee cancer te tey ñuy xeex contre le cancer dégg nga. d'accord merci. voilà am nga Wave mbaa. waaw am naa Wave. am nga application bi. waaw am na application bi. jéem a vérifier léegi nii sa ci application bi di nga jot léegi nii 100 000 francs yoo xamante ni dañ la ko may. d'accord parfait merci beaucoup merci. bonne journée 100 000 yi yaa ko moom. bonne journée à toi aussi. merci. jaajëf ñu ngi lay gërëm bu baax. allez 88 628 76 76 ñu mayaat leen quelques minutes le temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi ay ca leen 88 628 22 22 wala quelques secondes. Alaaji Mao Cissé Babli Mansa le réalisateur dictateur fan yële sax dañ la xawoon yërëm parce que tu as perdu ton papa mais yërëmatuñ la de léegi xoolal dañuy delluwaat ci combat yi lu leer laa la wax téléphone voilà def ni Amina Poté ñu delloowaat région de Saint-Louis place am 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 ay ca dugg si leen gaaw balaa ñuy tàmbali ak sujet yi ñu leen préparel dinañ leen présenter sax Liska parce que peut-être am na ñu bëri ñu koy dégg te miinuñu ko wala xamuñu nu ñu leen mën a contacter wala ñu yore ay ndimbal te duñu xam fu ñu ko mën a jaarale pour yóbbul ko waa Liska dinañ leen woon itam li nga xamee ni def nañu ko ci jàppale gi ñuy jàppale ñi amee doomi jàngoro ji di cancer tey je rappelle que mooy journée mondiale contre le cancer ñu jagleel leen bëccëg bi ci télévision Futur Média parce que combat bu noble la te yéen ñëpp xam ngeen ni combat bu noble rek loxo Futur Média moo ngi ci moo tax tey ñu jagleel leen
jotaay bi fii ba 11h30 88 628 76 76 démb nag ba tey El Hadj Ndiaye la ñu jëlanteel ak woyam boobule mu tuddee bonjour comment ça va et comment va la santé. c'est vrai que la woy la boo xamante ni dafa méngoo ak jamono non seulement ñu ngi sensibiliser ci Covid 19 bi mais ñu ngi sensibiliser itam ci yeneen feebar yu mel ni cancer bi ñuy waxtaane tey nga xam ni li muy faat sax guerre mondiale faatu ko wala guerre sax du ko faat li muy faat ci ay doomi aadama yeneen jàngoro yi sax duñu ko faat ci yeneen jàngoro yi te urgence bi mooy ñu gën leen a sensibiliser ci li nga xam ne ni mooy dépistage précoce bi góor wala jigéen kenn ku ci ne mën nga bañ xaar yëg dara dem hôpital ñu xool la daf ciy baax ñun nag ñaare dañuy tooñante naan amuñu culture dem xool suñu yaram même bu ñu dara jotul dañuy xaar rek ba dara jot ñu doog a dem hôpital te la ñuy jot sax il faut que mu jaaxal ñu lool waaye méttitu bopp bu ndaw sax mën na nekk clignotant picc bu ndaw sax mën na nekk clignotant maanaam loo xamee ni day indi wala day def signe par rapport ak loo xamee ni mën na laa dal ba gaañ la donc ce qui veut dire que bopp buy metteeg détail bu ndaw ak méttitu bëñ ak lu mu ndaw wala même boo yëgul dara baax na de temps en temps nga dem hôpital def bilan nag yenn saa yi nga ñàkk moyen pour def ko waaye ku ko mën rek na ko far di def bu ko defee kenn ñaanu ko yàlla mais bu dara amee dès le départ ñu teel koo saytu teel koo gis borom xam-xam yi teel la jox ay garab nga mën a faju parce que Sénégal nag bëri na ay borom xam-xam yu fi ne c'est vrai qu'on a tendance à mer ci suñu plateau médical yenn saa yi boo mënee doo sax bëgg a fajoo Sénégal et pourtant borom xam-xam yi fii la ñu fekk baax bëri na ci ay dëkk yoo xamante ne ñu ngi fay dem di faju fii la ñooñu nekk foofu jàngee ci université yi nga xamante ne ñoo nekk fii Sénégal il y a des hôpitaux publics am na ay cliniques xanaa kay autorités yi la ñuy ñaan ñu gën dugal seen loxo ci wàllu paj mi parce que santé ak éducation je le dis souvent dañu am importance tey nag ñu fas yéene waxtaane bis bi ñu jagleel xeexuk cancer docteur Fatma Guenoune mi nga xamante ni moo jiite l'ISCA va nous rejoindre dans quelques minutes et puis ñu ngi nuyu yeneen oncologue yi ñi nga xam ni ñooy saytu tey liggéey ci lépp loo xamante ni jëm na ci jàngoro ji di cancer tey ñu koy waxtaane ci télévision Futur Média El Hadj Ndiaye ngeen di gis muy way c'est une chanson qui nous rappelle beaucoup de souvenirs ñaare ba ci rajo yi sax bu ñu dee def émission sensibilisation ci santé ooy wii la ñuy jël def ko générique donc nous autres depuis démb ñu ngi leen koy tegal parce qu'on est en train de sensibiliser donte ñu ngi leen di bégal am na divertissement waaye conseil yeeg xalaat yeeg reportage yi mënul ñàkk ñu déglu ko doog a dellu si xaar leen en même temps fii ba ci kanam ci numéro téléphone yi affiché wu ci suuf écran bi. bul xaar kenn ci àdduna jógal nga dóori waar li am solo du dayoog wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jëriñoo kaas ci kaw kaas bés bu jot tàmbalil ak cawarte jeexalal ak yokkute léegi sestiku Nescafé juróomi dërëm rekk la. Voilà, merci Lubin.
ci joxe ndekki bi saa yu élément jàllee wala publicité wala clip rek ñun tamit on prend notre temps naan café bi ñu àndal mooy Nescafé il faut en prendre parce que dafay joxe pêche ak peps voilà si vous voulez être frais vraiment di def sa ay pause café baax na mais fajar gi moom y a rien de tel nga naan sa café gu tàng jër am purit te Nescafé moo ñu ko jagleel téléphone yi nag ba léegi ñu ngi ak yéen di leen xaar 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 ak 88 628 76 76 ainsi de suite yeneen numéro téléphone yi itam min ngeen ko tey je le rappelle mooy bis bi ñu jagleel xeexuk jàngoro ji di cancer ñu tànn ma def ma parrain wu bis bi ma ciy gërëm encore waa LISCA Ligue sénégalaise contre le cancer regardez pour yéen ñi ko xàmmeewut logo baa ngi ñoom it seen liggéey ñu ngi koy yaatal un peu partout à travers le Sénégal mais en même temps bu ngeen demee ci réseaux sociaux yi souvent ci page Facebook bu LISCA dinañ leen postel bërëb yeeg date yi nga xamante ni jàpp nañu ko ci ay bërëb ci ay koñ wala ci ay dëkk ngir def li nga xamante ni mooy dépistage souvent dépistage bu ñu ko dee def doo fay dara et que cancer yi dafa bëri cancer du sein cancer du col de l'utérus poumon ak yeneen xeetu cancer yoo xamante ni ñi muy dal bëri na ñoom nag mënuñoo def lépp ndax ki ko jiite di docteur Fatma Guenoune mu ngi fii mu ngi wàcc fekk suñu ci plateau bi xam naa bu ñëwee dina gën a indi ay leeral ndax ñaare dañuy organiser téléthon wala appel aux dons mais ndimbal moom du doy mukk ñaaxe du doy mais ndimbal itam du doy moo tax tey dinañ ci profité rek ñaan képp koo xamante ni mën nga jàppale LISCA ngir ñu jàppale ñi amee jàngoro ji di cancer nga jëm cee dugal sa loxo teral nit baax na teraanga baax na et je le répète waaye xam fa nga koy tàbbal a gën am na ay nit yoo xamante ni soxla nañu ko. am na témoignage boo xamee ni dañu leen ko bëggoon tegal Coro muy jigéen joo xamee ni moom jël na risque enfin pas risque mais jël na quand même courage am en main waxtaan ak ñun ci naka la dundee jàngoro ji di cancer. effectivement El Hadj jigéen la boo xamante ne mi ngi dund ak cancer bi depuis 2019 fi mu toll nii daanaka yëf yi sori na waaye terewul nag mi ngi faju bu baax dem na ba àgg ci li nga xamante ne moom moo di chimiothérapie moom nag wax na ni ndëgër laayam ki ci jiitu borom këram la waaye également famille bi nga xamante ne ci la bokk mën nañu déglu kàddu yi ñu dénk on se retrouve juste après. cancer nekk na feebar boo xamante ni metti na bu la yàlla dimbaliwul nga am ay moyens di ñaan surtout jigéen yi mu dal bu ñu nekkee seen borom kër ñu jàppale leen man sama borom kër jàppale na ma trop bu wutuma fenn ndimbal di ko sant di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm parce que fi réew mi toll ak Covid bi immigré la mais daf ma jàppale bu baax a baax teg ma ci conditions yi baax may faju maa ngi ciy sant yàlla nag metti na trop nekk na feebar boo xamante ne moom bu la jàppee pour nga nelaw moom day nekk problème mais sant suñu borom rek parce que y a des douleurs am na douleurs yu metti yi ngay dund ak moom mais sant yàlla bu baax a baax di ñaax góor ñi ñu gën a jàppale jigéen ñi ak état bi aussi ñu gën ci dugal seen loxo dimbali jigéen ñi parce que metti na non seulement analyse yi dafa metti te cher mammographie yi cher na boo demee ci privé yi rëy da ngay fay bu gën a cher bu dee privé bu dee public yi aussi xaw na yomb foofu tuuti comme lu mel ne LISCA mi ci dugal loo xam ne jàppale jigéen ñi waaye am na ñoo xamante ne moom ñu ngi leen di jàppale bu baax a baax rawatina ñun ñi nga xamante ne ñoo jël suñu bopp en charge nag dafa metti lool ñu koy dund bu baax a baax man feebar bi maa ngi dund ak moom depuis il y a 6 mois mais nag li ma seetlu ci moom ba may dal fin 2019 la woon décembre la maa commencé dund ak moom mais ci sama tànk la commencé di metti may dund tànk buy metti fu ma seetlu tànk bi ça va def lu nekk dara jékki-jékki rek un bon jour gis ween bi commencé di def ñoo xamante ni mooy loolu man ñu def loo ma scanner ba ma defee scanner nag si dañ ma xamal ne sama benn sein bi à droite dafa am bul boobu ma dem Dantec def analyse mais Dantec analyse yi ma jox dañ ma ne gisuñu dara ma toogaat 3 semaines affaire yi yëngalaat ma ba ma yëngalee nag ci la ma sama benn sœur orienté ci benn clinique ba ñëw foofu ba ma fa ñëwee xool après ñu def loo ma mammographie ma def rajo yeeg yëpp ci lañ ko trouvé bañ ko gisee rek ci lañu def loo opération bi muy suivre nag sama traitement ba di ma nekkee sama dernier simio ni di sant yàlla bu baax a baax de seetuma dara lu dul radiothérapie boo ci teelee jóg rek suñu borom dimbali la jàppale la nga am ci tan mais di ñaax état bi ñu jàppale ñi nga xamante ni dañoo am feebar bi dafa metti
te ñaanal képp kuy jigéen yàlla na la suñu borom may wér. feebaru cancer nag nekkul lu ñuy nëbb nekkul complexe aussi waaye dafa nekk feebar boo xamante ne suñu borom moo ko wàccee rek te dégg naa cancer képp kuy dund ci kaw suuf am nga ko day nelaw te ñenn ñi nga xamante ne day nelaw ci seen bos yàlla na continuer du nelaw ba ilaa yu mi diin parce que metti na douleur yi ci metti doo ko yéene sax wax dëgg fa yàlla sa noonu sàkkantumaak nit yàlla na suñu borom defal jàmm may ñu wér ak wérle ak mbooloo jullit ci jaay Nabi Moustapha di ñaanal képp ki nga xam dafa am cancer bu mu rus nekkul feebaru rusukaay bu mu ci am complexe nay génn di partager ak nit ñi bonheur ak plaisir man noonu laa tuddee ak moom te aussi sa famille bu la ignorer man sama famille ignorer mun ma dañ ma jàppale sama famille ak samay belle sœur samay rakku jëkkër ak sama borom kër. mu ngoog témoignage boo xamee ni ñoo ngi ko jëlee ci koo xamee ni nettali nañu naka la feebar bi tàmbalee di feeñ ci moom tànkam moo jékki-jékki rek metti ba voilà ba fi mu toll nii mu ngi chimio et tout ça mais mu ngi am courage nag. effectivement jàmbaar la de. waaw jàmbaar la elle est très courageuse. jigéen yu mel nii. la ñuy bëgg di gis parce que feebar yi comme ni nga ko waxee surtout cancer li gën a gaaw ci faj bi psychologie bi daf ciy bokk wax na ko nee na ci tànk buy metti la commencé fu ne mu dem fa duñu gis dara dem nañ ci hôpital dem nañ ci Mamani donc ba finalement la ñu détecté ni moom mii la dafa am cancer du sein bi mu ko amee nekk ci ay traitement mu metti wax na ko nee na feebar bi c'est une maladie très coûteuse xëy na moom ndimbal bi mu am mooy borom këram suñu borom di ko dimbali mu mun ko faj nekk bitim réew di ko jàppale ci ay traitement am donc moom yàlla dimbali na ko ba ñaanul ndimbal deful dara mais elle se met à la place de toutes ces femmes yi nga xamante ne feebar bi mu ngi leen di dal te amuñu moyen donc moom mu wax ni ñi nga xamante ne ñoo am cancer li ñuy gën a soxla mooy jàppale bi te moom lañ doon wax sànq ci fi nga xamante ne moom moo di ci plateau bi ndax tey jigéen ñu bëri ñu ngi am même feebar bu nekkul cancer ñi nga xamante ne ñoom ñooy am courage jàkkaarloo ak seen feebar mooy ñi am jàppale bi jiitu day doon sa borom kër parce que ki nga xamante ne moom nga takk mu doon xale wér dara dalu ko bu demee ba am benn âge bi wala jànkonte ak yenn feebar yi yow nga beddi ko kooku moom rey bu gaaw bi mu ngi noonu ñenn ñi dañ lay beddi ñenn ñi dañ lay takkal wujju ñeneen ñi dañ lay stigmatiser mais moom heureusement jëkkëram daf ko jàppale belle famille wam jàppale ko famille bi nga xamante ne ci la bokk également jàppale ko xam nga kooku pour mu gagner maladie bi dafay yomb mais malheureusement beaucoup de dames nekkuñu ci situation bi ni mu amee ñu bëri ñoo xamante ne noonu ñoom la ñuy jàppale noonu la amee énormément de femmes yoo xamante ne li tax ñuy souffrir ci feebar mooy amuñu ndimbal amuñu jàppale beddi nañ leen limite bàyyi leen ak njaboot goo xamante ne ñoom mënatuñ ci loolu dara donc loolu tamit nekk lu metti xam naa ne dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak docteur Guenoune parce que am na jigéen ñu bëri ñoo xamante ne tey ñu ngi dee ci cancer ñàkk moyen bi ci la mais jóge fu sori daf ciy bokk ñëw Dakar doo am foo dal donc faj bi dootu la ko jaral booy ñëw doo am koo dénk sa doom dalay jaral toog doo gis jëkkër bu la jàppale dalay jaral toog mooy ñi nga xamante ne dañuy nekk ci coin yi gën a reculé ci Sénégal mais malade bi nga xamante ne moom la ñu gis tey dafay jox courage yeneen malade yi nga xamante ne ñoom ñoo feebar mais borom këram également ni muy doxee soññal la ci yeneen góor yi nga xamante ne seen ay soxna dañu am jàngoroy cancer. voilà dafa ñëw rejoindre li ñun sànq li ñu doon wax rek mooy ci soutien bi nga xamante ne dafay commencer ci sa famille ñi nga gën a jege d'abord ba pare nga doog a mën a xeex feebar bi nga xamante ni ay spécialistes ñoo ciy dox te loolu am na solo c'est bien ñu joxe exemple yu ni mel pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci situation yi nga xam ne dañuy xaw a découragé wala feebar bi xaw leen mën tuuti ñu am courage que ni toujours mën na ne exemple yi nii boo ko jëlee benn la ci rek dañuy choisir benn rek pour ñëpp gën pour ñi nga xam ne am nañu feebar bi nekk ci moment bi di ñu seetaan ñu xam ni war nañ ci mën a génn te toujours ensemble ak famille bi ñëpp jàpp ci war nañ ci mën a génn ci feebar bi nga xamante ne mooy cancer. voilà donc tey combat boobu ci la ñu nekk ñu ngi xaar quand même ay témoignages même bu fekkee yéen a ngi seetaan te bëgg a témoigner en direct n'hésitez pas ñu ngi xaar seen i woote ci numéro téléphone yi di affiché wu ci suufu écran bi c'est vrai que léegi def thème ci télé bi dafay xaw a jafe parce que ñëpp bëggandoo ci ndimbali donc du coup koo jël rek day bëgg nga dimbali ko waaye ñàkkul ni itam am na ay sénégalais yu bëri yu bëgg a def ay témoignages ci jàngoro jeeg ni ñu koy dundee pour
dimbali ñeneen yi nga xamante ni peut-être amee nañu ko ragal nañu bedd nañu leen xamuñu nu ñuy taxawee ba nga xamee ni psychologiquement parlant ñu ngi am ay jafe-jafe ñu kontaan loolu nag ci recevoir ki nga xamee ni moo jiite LISCA Ligue sénégalaise contre le cancer ay at a ngi ñoom ñu ne ci ngir xool naka la ñuy jàppale malades yi nga xam ne ni ñoo amee lii di cancer surtout jigéen ñi at bu jot nag ñoo ngi ci octobre rose at bu jot ñoo ngi ci journée mondiale contre le cancer plutôt d'habitude fu 4 février musaana jot dinañu def rassemblement woote mais malheureusement rassemblement mënatul ne tey sax ci recevoir bi ñu recevoir docteur Fatma Gonoum dañu koo ber tegee ko nële ndax Covid 19 et c'est dommage feebar mooy feebar yàlla nañ ci yàlla musal. amiin docteur ñu ngi lay nuyu kontaan nañu ci ni nga bàyyee yëpp ñëw ànd ak ñun ci combat bi la nga xam ne ni combat bu noble la gërëm aussi LISCA ci tànn bi ngeen ma tànn. ma nekk parrain journée mondiale contre le cancer c'est un combat noble ñu bàyyi la nga nuyoog sunu xarit yi ak sénégalais yi nga xam ne nii ñooy seetaan télévision Futurs Médias. maa ngi lay remercier Pape Cheikh di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp di rafetlu ni nga accepté nekk parrain bi parce que yombul ñu sas la ko nga nangu ko donc yaa ngi koy porté depuis bi nga commencé ba léegi yaa ngi def plaidoyer tey nag mooy bés bi nga xam ne àddina bi yëpp dañu jagleel xeexum cancer te ñun ren dañu tànn benn cancer bi nga xam ne dañu bëgg mu jugee Sénégal te loolu de mun na fi jóge muy cancer buntu butitu njurukaay cancer bi nga xam ne moo gën a bari ci Sénégal ci 11 millions 11 000 nouveaux cas wu cancer yi cancer buntu butitu njurukaay mi ngi ci 1937 mooy cancer col de l'utérus mooy cancer du col de l'utérus te dina rey 1312 femmes soo jëlee cancer yëpp moom moo jëkk ci cancer yi ñu teg ci cancer wu ween parce que nit yi dañuy xamuñu lu tax ñun ñu gën a farataal di xeex cancer yu jigéen c'est pas parce que man damaa nekk jigéen mais mooy cancer yi nga xam ne ñooy gën a rey donc cancer wu buntu ci njurukaay teg ci cancer wu ween teg ci cancer wu foie mooy ñetteelu cancer bi ñetteelu cancer boobu parce que moo daan cancer bu njëkk dans les années 80 mais li ñu def ci xeex bi moom la ñu bëgg ñu def ko ci cancer wu col de l'utérus ba mu wàññeeku 4e cancer nag mooy cancer bi nga xam ne mooy dal góor ñi góor kese lay dal muy cancer wu prostate boobu la ñu ngi ci 880 cas te dina rey plus de 500 di góor. fii ci Sénégal parce que chiffre yi mu lay jox mooy chiffre wu Sénégal donc 5e cancer bi muy cancer wu estomac dañ ko xeeb mais cancer boobu la mi ngi commencé di yokku. cancer wu estomac. ba pare nag cancer ORL yi ñu ngi commencé di bari. donc loolu moo tax comme tey moom bésu cancer la cancer yëpp la ñuy wax mais ñun liñ ci tànn nee na muy cancer yu buntu njurukaay mun nañ ci def dara naka lañ koy defee mooy ne ñu vacciner xale yu jigéen yi parce que vaccin boobule wóor na ne baax na parce que bu mu commencé bañ koy saytu ba génne ko ba testi ko ba commencé ko di ko jaay ci dëkk yi mi ngi bëgg yàgg donc vaccin boobu wóor na ku ko vacciné doomu jàngoro bi ñuy ooyee human papillomavirus parce que human papillomavirus mooy HPV HPV boobule moo soo commencé di lëkkaloo góor moom moo lay ci lay dugg ci yow. moo lay protéger xanaa. donc su duggee ci yow mu commencé dem ci col de l'utérus bi ba nga xam ne dina commencé di indi yàqte dina toog 10 à 15 ans ngay doog am lésion précancéreuse su lésion précancéreuse boobu la suñ ci defulee dara dina toog 10 ans balaa muy indi cancer donc mooy cancer bi nga xam ne mun nañ ci def dara ñu ñàkk xale yi jigéen yi. soo xësee ba dugg ci néegu sëy nga war a di def dépistage donc te faj bi tamit ñu yombal ko jigéen yi donc cancer bi ba pare lu tax mu gën a sournois daa toog lu yàgg du am signe. loolu moo ci doy waar dafa sournois mën na nekk ci yow fukki at ak lu teg jékki-jékki tàmbali feeñ. fekk nekk na ci yow ci lu yàgg. lu yàgg. donc moo tax cancer boobule mun nañ ko saytu. ci teel donc maa ngi ñaan jigéen yi ku dugg ci néegu sëy
commencé am ñaar fukki at ak juróom war nga di dem ñu lay dépister at bu nekk. soo defee ñetti dépistage yow tegle ci ñetti at même bu la dara jotul. même boo yëgulee dara amuloo infection amuloo dara waaw nga doog a dem su ngay nag di ko tëbal ñetti at yu nekk soo commencé 3 ans yi nga xam ne def nga ko d'affilée mun ngay tëbal tous les 3 ans pour def dépistage boobu léegi am nañu ay matukaay yi nga xam ne mi ngi ci réew bi. parce que benn appareil bi nga xam ne moom la ñuy seetee doomu jàngoro bi ñuy waxi tuberculose. appareil boobu Gen Expert la am na fépp ci Sénégal loolu suñu dooleelee techniciens yi ñu am ay kit yu nga xam ne mun nañu saytu HPV oncogène yi suñ ko defee jigéen bi foo nekk ci Sénégal nga ñu dem nga seet sa bopp te ñu dooleel district sanitaire yi parce que am na 78 districts sanitaires au Sénégal ñu teg fa benn appareil bi nga xam ne en 30 secondes mu rey jàngoro bi même suñu gisulee lésion donc suñu gisee doomu jàngoro bi rek dañuy def traitement bi loolu suñ ko defee fii ak d'ici 2030 cancer bu buntu tuñukaay dina wàññeeku ci dëkk bi ba nga xam ne dootul nekk ci premier cancer boobu lu tax mu sournois su demee su feeñee ci jigéen rek boobule sori na soo fekkee ne da nga commencé di lëkkaloo ak góor nga commencé soo lëkkaloog sa jëkkër ba pare di xëpp deret war nga dem ci docteur wala nga dem ba deret bi ëpp la ngay xëpp deret nga xam ne bokkul ak régal wala ngay génnee ndox loolu le moo tax nag balaa ngay egsi ci état bu deret boobule war nga mën a saytu sa bopp mais maa ngi ñaan parce que góor ñi war nañu ñaax seen soxna yi ñu yóbbu seen doom ñu ñàkk leen parce que ñàkk bi tey jii am na ay jéego yu ñu ci def parce que en 2018 lañ ko dugal ci programme élargi de vaccination war nañu mun a ñàkk xale yi am juróom ñàkk boobu ni muy demee bu xale bi juddoo rek ci lañu ko war a ñàkk wala mën na dem ba dëgër ñu doog ko dañ koy xale bi su amee juróom ñeenti at la ñuy tàmbalee vaccin bi suñ ko tàmbalee defal ko benn dose defal ko deuxième dose soo ko teelee ñàkk ñaari dose dong ngay defal xale bi mais soo bàyyee ba xale bi mag fokk nga dem def ñetti dose donc am ñu ngi ko balaa ñu koy dugal ci programme bi ñu ngi ko doon jaay ci pharmacie yi ñun ñu ngi sensibiliser pour jigéen ñi ou parents yi jëndal ko seeni doom yi bi ñu dugal nag ci programme élargi de vaccination boobu maa ngi remercier président de la République parce que dafa nangu porter plaidoyer bi parce que vaccin boobu benn dose rek mi ngi doon jar 102 000 francs benn dose waay lii garde d'asile moom la ñu dugal ci programme élargi de vaccination moom ak benn partenaire am mu dugal ci ay milliards pour ñu tas ko ci réew bi mais comme ñi nga xam ne réseaux sociaux yi dañuy yàq xel ñu commencé di wax ba kenn ñemeetul ñàkk sa doom te cancer boobu mi ngi lor sa ñu moromu jigéen yi donc loolu war nañu dépasser parce que su may wax damay jël ci exemple pays yi nga xam ne ñoom romb nañu soo demee ci pays scandinave yi ñoom dootuñu vacciner ti xale yu jigéen ñi rek yam fa dañuy vacciner xale yu góor yi parce que ci góor lay jógee dem ci jigéen donc suñu ñàkkee xale yi dana tax ne du ñu am cancer parce que HPV boobule du joxe kese cancer buntu bu tut njurukaay dina joxe yeneen cancer waaw parce que loolu lépp foog ñu wax ko dina joxe ay cancer de la gorge ci yàlla donc yooyu le foog ñu wax ko pour askan bi mun a ñàkk xale yi su fekkee ne jigéen yi aar nañu yàlla def ñu gën a am doole ñu vacciner xale yu góor yi comme ça cancer bi dootul nekk ci dëkk bi donc loolu moo tax ñu jagleel bés bi tey jii pour élimination cancer buntu butitu njurukaay mais Ligue sénégalaise contre le cancer commencé na liggéey bi yàgg na mais moyen moo amut parce que ñun bi ñu commencé di dox di dem ci dëkk yi yàgg na parce que ligue bi ñu ngi ko créé 1985 mais ñu ngi ko sukkali 2009 donc 2009 yàlla moo ñu jàppale parce que 2009 ba léegi ñu ngi ciy def ay jéego
pour vraiment wane yoon bi. parce que ñun kese dañu yelwaan. wallaahi dañu yelwaan parce que lépp lu ñu delloo askan bi. ñu ngi ko jëlee ci askan bi. donc ce sont des bonnes volontés ñoo ñuy jàppale. ñun ñu am programme suñu xësee ba am xaalis ñu ne ñun fii dinañ fa dem. suñu xoolee en kii ne fii cancer bi bari na nañ fa dem def dépistage. wàcc fa appareil. fii Sénégal est-ce que am na zone boo xamante ni moo ëpp parce que yéen borom xam-xam yi souvent di ngeen di saytu ni par exemple zone bi moo ëpp ñu am cancer zone bële moo ëpp ñu am cancer. xam nga loolu le bugguma ko wax. ñu ne ma li nga wax du dëgg la. xam nga lu tax. su registre des tumeurs. su amoon biir Sénégal. bu fonctionnel. malade bu ñëw ñu bind la. xam ne identifier la yow fii nga jóge am enquête bu ñu def dinañu xam ne par exemple Casamance dama joxe un exemple moo ëpp cancer wala Touba wala Dakar. mais loolu mënuguñ ko tant que registre boobule fonctionné gul correctement. mais nag xam nga aji léegi tam daf ci nekk. ñoo xam ne ñi dañu jël ay milliards. def ko ci benn vaccin boo xam ne bii xale yëpp dañ ci war a vacciné wu. war nañu tamit teg seen tànk ci communication boo xam ne bile dañ koy dugal ca loola mu accompagner ko ndax ñëpp mën a def tamit li nga xam ne muy mën a nangu jël piqûre boobule. parce que loo xam ne lii. da nga koo def ci 4 ans. te mu musal la sa giirug dund. kooku war nañ ci def xam-xam ak xel mu dax. ñëpp vacciné wu ko nga xam ne loolu bu ñu dawee des années dëgg-dëgg feebar boobu moom dëgg-dëgg dana mën a jeex. mais nag bu ñu dugalee loolu rek. ñii nangoo def ñii nangu ñoo def. feebar bi moom dëgg-dëgg du fi jóg. voilà et puis ñun dañu yàgg ak ñàkku. xëj na Covid bee ñëw tombeek réseaux sociaux yi nga xam ni souvent day am li tubaab tuddee fake news. ay xibaar yu dul dëgg. te ñun bu ñu jotee ay mbir ci suñuy téléphone duñu xool ndax am na wala amul dañuy dégg teel rek ni damm na dégg rek gëm. et yàgg nañu ak ay vaccination programme élargi de vaccination. jàng nañ ko ci école yi ñun ñii ñëpp dañoo màggandoog tërgën bii ci suñu loxo ndax ñun ñëpp ñàkk nañ ñu amul ku ñu ñàkkul Sénégal bi ñu nekkee tout tànk ba tey ñu ngi yàgg ak ay ñàkk te gis nañu ni ñàkk yooyu amal nañu njëriñ waxuñu waxu coronavirus waaye waxi cancer la ñu wax et que ñàkk boobu ñoom borom xam-xam yi xool nañu ko xoolaat ko ñàkk boobu jël na temps bi mu war a jël pour ñu génne ko ci marché bi ñàkk ko nit ñi ñu mën a mucc ci jàngoro boobu le surtout que cancer bu col de l'utérus jigéen ñi la gën sonal te jigéen ñi ñooy suñuy yaay ñooy suñuy rakk ñooy suñuy jigéen bëri na ci ay jigéen yu faatu cancer moo leen faat Liska nag maa ngi koy wax sànq ba tey mënul def lépp li muy mën rek mooy yalwaan jaar ci télé yi jaar ci rajo yi ñoom it ci réseaux sociaux yi fu nit waxee leneen lu dul dëgg ñoom it ñu ngi jéem di wax li am ak liy dëgg pour jàppale malade yi suturaal leen ba noppi itam jàppale ñi nga xam ne ni amuñu ko mais jaaxle woon nañu mais ci ñame gi ñi ñame dem nañu defi dépistage bi. On va prendre quelques appels quand même quelques témoignages ay nit yoo xamante ni xëj na pare nañu pour jokkoo ak ñun ñu waxtaan ci jàngoro jile di cancer tey di 4 février ñu nit ñu porté combat bi ngir jàppale malade yooyu xool téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo allo. allo. kooku. allo. allo. oui. waaw kooku kan la. mën naa garder anonymat. d'accord est-ce que mën nañ ma ko yokkal y a pas de souci dañu lay bàyyi nga waaw mën nga garder anonymat bul ñu wax sa tur bul ñu wax fooy wootee dañu bëgg a dégg sa témoignage. D'abord merci. pour opportunité bi ngeen ma jox pour ma témoigner. Man je vis avec le cancer depuis 2017. Ah bon ban cancer nga am. Cancer du sein. Cancer du sein. waaw. raconte-nous nettali ñu. ci sama grossesse laa ko découvrir woon. waaw. J'étais à presque 4 mois de grossesse. ci laa ko gis. te méttiwul woon nag. méttiwul woon dama jékki-jékki comme que man dama tàmm di seetlu sama yaram lu ma gis rek man damay koy wax sama gynéco wala sama médecin.
donc ma gis benn kii ma j'en ai parlé à mon gynéco. mu bindal ma examen ne ma dem ak ñu xool. donc ñu def échographie mammaire si lañ gisee ne am na ay kii cellules cancéreuses mais pour confirmation ma defi biopsie bi après il s'est avéré que cancer du sein la ñu ne ma il faut ñu commencer traitement bi léegi. sinon bu ñu xaaree ba grossesse bi jeex. cellule cancéreuse day multiplier wu ndax hormone grossesse da koy multiplier. te fekk na yaa ngi ëmb. maa ngi ëmb. c'est yàlla. voilà donc ñu ne ma demandé leen léegi grossesse bi nu may def ñu ne ma su fekkoon avant 3 mois dañuy dindi grossesse mais puisque eggoon naa 4 mois xaw ma ñu ne ma ñu proposé ma ne ma mën naa commencer traitement bi chimio yi mais protocole bi dañ koy def bu léger. donc ma commencé chimio yi ma koy def di def ba def 6 séances ma accouché parce que dañu prévoir woon sax accouchement par césarienne. mais yow jàmbaar nga boole et nekk nga boole ëmb ak chimiothérapie. wallaahi mu bilaay yaay jàmbaar. mu nekk lu metti oh yaay jàmbaar waaye ma dénk lépp suñu borom. wallaahi yaay jàmbaar te xam ne moom moo ma sàkk. moo namm loolu ci man. après qu'est-ce qui s'est passé bi nga defee séance yi ak ëmb bi accouchement bi raconte-nous. dañ ma prévoir woon césarienne en fait. waaw jàpp seen date ñu ne bu ñu defee césarienne bi en même temps defaale intervention parce que dañu waroon dindi benn wenn. waaw. ci kàttanu suñu borom ma ne leen man dama ragal césarienne man tapet laa dama ragal césarienne. dara nekku ci. léegi ma ne leen sama ñaari doom yi njëkk yëpp accouchement normal la. waa donc bii yàlla na ma borom bi dimbali ba ma def accouchement normal. wallaahi. ñu ne ma doo ko mën ndax da ngay faible chimio bi da lay affaiblir. te dafa métti yooyu. man leen dénk naa sama bopp suñu borom daal. ndeysaan. yàlla def balaa datu césarienne bi jot 4 jours avant. ma am kii nu mu tudd ma commencé matu. waaw def accouchement éclair. ah bon. jour bi may accoucher dem naa gis sama gynéco maa ngi fa jóge ay 19h ba ñibbi sama kër balaa may dugg sama kër mat bi commencé. am benn ñaan bu ma benn imam joxoon ma def ko ak tàndarma ak zamzam naan. xoolal yàlla rek. balaa may bi may delluwaat clinique ba. tuuti ma accouché ci oto bi ndax bopp xale mu ngi doon génn. wallaahi azim. rawal. noonu lañ ma nguufaanoo sama gynéco foofu laa ko fekk jotu sax sol blouse dañ ma teg ci table bi rek doom bi génn. nga wasin normal sans césarienne. normalement. fekk 9 mois yi mat na. alors que dañ la waxoon dañ lay césarienne. voilà. ma accouché normalement. ay booru 21h yooyu le lendemain. à 7h ñu dugal ma bloc. dindi benn ween. ci même jour bi nga accouché le lendemain ñu dindi sa ween bi. ñu dindi ween bi. d'accord. ma muñ loo ko suñu borom rek xam ne rek natt bu ñëw la rek te suñu borom moom. nga boole wasin bees ak ween bu ñu dindi. voilà. waaw. may dem di def suivre traitement yi. di suivre traitement yi nekkete man sama bos c'est hormonal et c'est génétique. maanaam. génétique bi mooy dama ko doon ci sama ay maam. hormonal bi mooy man sama yaram hormone yi muy produire moom mooy dundal cellule cancéreuse. te yàlla. donc ma commencé hormonothérapie. beneen traitement encore. beneen traitement. ma nekk ci ba récemment ci mois de juillet bi. ma defaat récidive. feebar bi ñëwaat beneen ween bi jël waaw. ñëw nag nekk stade bu gën a élevé que bu njëkk bi. commencé nag di metti sonal ma mais ma doyloo suñu borom rek encore une fois. dénk ko lépp. yàlla fi ne de ma dem gis médecin bi. ñu commencé waat traitement yi di defaat chimio. ma nekk ci chimio yi ba fu nekk nii def naa 6 séances entre temps ñàkk naa ci sama liggéey ñàkk naa li mais
dama ne suñu borom la daal moom buy defar day mel ni kuy yàq. Covid bi ñëw. boole ci en fait feebar bi ak Covid bi ñëw tax ma ñàkk sama liggéey. cancer bi ak Covid bi parce que je pouvais plus aller au boulot. donc j'ai dû arrêter. fekk sama contrat jeex ak Covid bi ñu ne duñ ko mën a renouveler. sa entreprise waaye ma sant yàlla. waaw. ba ci janvier bi laa def sama dernière séance chimio non des na sa yeneen 2 mais dama war a def opération. da nga war a defaat opération encore lundi bi incha allah dañuy dindi beneen ween bi. ay voilà. et lañ koy dindi. yow ma continuer waat te boobu ba léegi nag. waaw. Liska boobu jàppale nañ ma ci. ah bon. ndax sama càmmiñ bu baax bu tudd Mansour ñoo jàngandoo moo ma ci jàppale. d'accord heureusement. di ma ci jàppale ak ay samay mbokk. ak ña ma doon jàngal primaire su ma limee sax dinañ comprendre. limal waa ISM. limal ñëpp waa Mariama Ba. limal yow yaa mu xaaf te xam naa ni léegi sax nga gën a rafet. la yàlla xam doy na daal. xam naa ni daal léegi nga gën a jongama ba yàqu. la yàlla xam daal doy na. macha allah mais sant yàlla daal sant yàlla may wax nit ñi. ñuy vivre ak maladie bi surtout loolu gënoon tax sama bëgg témoigner. waaw. ñu dolli courage. nga xam ne feebar la comme yeneen feebar rek. l'essentiel mooy nañ teel a jug di teel a dem gis médecin. ñu bañ a décourager benn yoon. benn yoon. c'est vrai que parfois dina am ay moments de doute. mais delloo lépp suñu borom. di sant yàlla di def ay zikr ak yëpp. sant yàlla bu baax xam ne yeneen feebar yaa ngi fi tam di reyaate. du cancer kese mooy rey. c'est vrai que c'est un peu compliqué et tout mais sant yàlla daal. mais comment tu te sens dindi nañu benn ween bi sa doom mu ngi doog a juddu peut-être nàmpaloo ko yaa ngi tëdd feebar yaa ngi war a toppatoo sa doom comment tu as vécu cette période ba leneen teguwaat ci encore nga war a dindi beneen ween bi comment tu te sens. metti woon na. parce que jigéen ku ko xam ne ween ci féminitéem la bokk. Mais je ne me suis jamais sentie seule. Masha Allah. Il y avait ma famille, il y avait mes amis, ma belle famille. Vraiment ku ko dégg rek métti lu ko ñëw indil ma réconfort ak jàppale boo xam ne soutien boo xam ne dafa jéggi dayoo. dama ne sama jëmm ji mérito ma sax lii. wax dëgg neex yàlla les gens se sont vraiment mobilisés. même bu mujj nii. ay millions lañ mobiliser jox ma samay xarit yeeg sama mbokk yi wax lii mooy importance su soutien macha allah wallaahi azim. sentiruma benn yoon ne man namm naa lii wala lii lu nekk lañ may yónnee. ça va ana sa doom léegi yónnee ba ay dibeeg ay lu ne. ana sa doom bi léegi. mi ngi nii ma jàkkaarloo am na 3 ans. am na 3 ans nu mu tudd. enfin bu ñu jox turam c'est pas grave voilà bon c'est lapsus la question yu ma tàbb la léegi nag tey mooy sama anniversaire ngeen ñaanal ma. tey la sa anniversaire bon on va chanter pour toi joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire yow mi woote témoigner te brave te nekk jàmbaar joyeux anniversaire yàlla na nga gudd fan. amiin. yàlla na nga ànd ak wér. amiin yaa rabbal aalamiin. yow jàmbaar nga boo xamante ni dañu la war a def icône di la waxtaanee parce que li nga enduré li nga dékku metti na xeetu metti boo xamante ni mais yaa ngi reetaan yaa ngi gëm yàlla yaa ngi am aisance di nettali expérience bi nga am malheureusement ak cancer du sein ban période la ñu war a dindi sa beneen ween bi. lundi bi inchallah. lundi la ñu koy dindi. lundi bi waaw. on va venir t'accompagner. je vais demander à la régie ñu jël sa numéro de téléphone bu ko defee boo génnee bloc rek ñu def délégation ñëw ambiance. loolu xoolal damay bàyyi ay dañaa. waaw mu géré ko sama kër. voilà sama xarit la ay dañaa Fatou Dieng sama rakk la. d'accord léegi kon lundi ngay dugg. yàgg naa ñëw foofu des fois feebar bi sonal ma Charles Faye woo ma ci bureau. waaw remonté ma le moral des fois kay ba foofu añ. yow incha allah lundi ngay def opération pour dindi beneen ween bi. mardi loo gis ñun la.
dinañu ñëw ambiance. léegi dama lay jox xaaral ma wéef la njëgu gâteau bi xeeb naa ko mais benn 100000 rek boo xam ne di nga ko jëndee gâteau. bi lay xam nañu tegoo ñu ko mais voilà juste un petit cadeau peut-être 100000 mën nga ci jënd dara pour ton bébé ou pour toi juste pour te faire plaisir tey ci sa anniversaire. merci c'est gentil yàlla na nga gudd fante ànd ak wér. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla na chaque année buñ dee célébrer journée bi ngay wootee di sensibiliser yeneen jigéen yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. bu ñu perdre espoir jamais 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 jamais. ouais te lu munti am rek ñu sante ko borom bi. ouais l'essentiel mooy dañ teel a jug ak di seetlu seen yaram. ouais di seetlu seen yaram man dama am un cousin médecin boo xam ne ni ma ko sonalee lu ma gis rek woo ko wala ma message ne ko gis naa lii sama yaram lii wala ma gaaw dem hôpital miin naa yoon hôpital trop. ouais bon waaye sant yàlla. yaa ngi ñuy merci beaucoup encore une fois. yaa ngi ñuy bëgg a jooyloo je les remercie vivement. ouais madame docteur Fatma Guenoune moom elle est exceptionnelle. elle est exceptionnelle daan naa ko fekk foofu Liska. voilà donc di nga ñu xaar lundi mardi. waaw incha allah. dinañu ñëw incha allah on viendra. incha allah. merci. merci à vous merci vraiment. bon anniversaire et bon courage encore. merci beaucoup. yàlla na yàlla sàmm la. El Hadj balaa docteur di ci wax waay. tur yi xamuñu ko xamuñu sant bi. maa beneen témoignage rapidement. kon waaye am na jom lool am na jom lool kii nag. war na jox ñëpp exemple que ne. fi mu teg tànk fi la ñëpp war a teg seen tànk. à la fois daf lay jooyloo mais daf lay reetaanloo. voilà en tout cas man li ma si wax rek mbay. yàlla bu la yàlla dog. lii alquran di wax naan fasbir sabran jamilan soit endurant d'une belle endurance. li mooy une belle endurance. kii ku jëfe alquran la. xamuñu dara de waaye am na lu ko suñu borom subhanahu wa taala may. parce que boo xoolee joie de vivre bi mu àndal da nga naan yàlla tegu ko dara lii nii la jullit di doxalee. gëm yàlla gëm ne borom bi subhanahu wa taala mooy tega nattu. waaye diwu sàngam moo la ko teg diwoo la ko def diwoo nangam yàq xelam jaxase ko. ba bu toogee xelam yépp ku mu gis ñaaw njorto ci yow. loolu rafetul. parce que au départ loolu daf ñuy table sax da ngay gis nga am feebar bu am tur am sant mais au départ dañ lay wax demal nga ñaanlu demal nga génne sarax demal ci maaman bi alors que feebar la boo xamante ni hôpital rek moo ko mën. mooy li soxna si wax léegi foofu dafa am solo. on perd beaucoup de temps ndax loolu. nit ñi aussi nañuy bàyyi bu borom xam-xam yi waxee lu jëm si wàllu paj ak wér-gu-yaram ak science ñu siy wax dara lu leen wóorul. parce que wax na fa léegi vaccin bu jëm si wàllu cancer du col de l'utérus ay nit nekk si réseaux sociaux yi naan baaxul ak nangam nit ku leen dégg ba loolu dal la mu toog këram ba feebar boobu sonal ko ba mu génn si àdduna yow yaa ko rey te bàkkaar la boo xam ne ëllëg da nga ko looyoo ak sa borom. te bàkkaar yooyu gën a garaaw bàkkaar boo jàppul ni bàkkaar la. damay lire rek barke démb benn citation ñuy wax naan. bàkkaar bu doomu aadama def. ba ëllëg mën na ko négocier. bu weesoo bokkaale. rey doomu aadama rek ngay ñëw yàlla na la yow taxawal fële. te dafa am yoo xamante ni boo ko defee yow yaa rey nit ki. maanaam yaay sabab bi nga xamante ni moo si jaare mais saluer aussi la forte mobilisation bi nga xam ne moom la wax. waa këram ay mbokkam ñi ko jàppale. ay xaritam ay collègue am ay am di jàmmam waa Liska dafa nekk loo nit gis nga Baye Cheikh lii moo tax yàlla wàccee ñu si kaw suuf yàlla mën na saa ku xëy doo liggéey doo dem fen fekk dépense sax lépp sa buntu kër ceeb diwlin sa besoin yëpp mais bu yàlla defee jël lii def fii décentraliser dafa bëgg ñu amal lante njëriñ te nit ñi lii la ñuy yàlla borom bi subhanahu wa taala di doye sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne kii yàlla gën a bëgg si yéen mooy kii ëppal jaami yàlla yi njëriñ sëñ Fall radiyallahu anhu noonu na dëgg jaamu yàlla si jaami yàlla yi voilà docteur waaw témoignage bi c'est émouvant daw na yaram maa ngi koy ñaanal yàlla wéral cëram te mu gën a am courage te ko wax ko ne ko buntu Liska du musa tëju pour moom saa yu soxlaa na ñëw ci Liska moom déjà ñi mu lim Mansour mooy secrétaire généralu ligue bi moom la jàngandool donc fu mu wootee ci ligue bi rek dinañ ko jàppale te nay ñëw bokk ci groupe de parole yi parce que témoignage bi mu def dina tax mu gën a jox courage yeneen maladies parce que chaque dernier mercredi de chaque mois dañuy am groupe de soutien pour malades yi nga xam ne ñu ngi dund ak feebar bi te ñeneen ñi wér ak seeni waajur yi ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom am nañu fa imam am nañu psychologue y a des médecins am nañu ay assistante sociale ñu waxtaan dalal seen xel pour lépp li ñuy seen yëg-yëg yëpp
ñu wàcce ko fa te suñuy jógee foofu ñu dem ak xel bu dal donc léegi dañuy def groupe bu góor groupe bu jigéen parce que dafa daan am ay kersa suñ leen boolee du ñu mën a wax ñoom ñëpp seen ay problème donc te vraiment ligue bi mi ngi fii pour askan bi yëpp dinañu def kéem kàttan donc maa ngi wax daal que ku mun a jàppale LISCA pour mu jàppale malade yi kii mi ngi témoignage yàlla dinañ ko gën a gëstu foog naa waa ligue bi ñu ngi koy déglu dinañ ko gën a jàppale ci opération bi ci leneen ak leneen parce que du opération rek ak chimiothérapie am na radiothérapie am na soutien am nañu benn psychologue bi nga xam ne moom mooy ñëw waxtaan ak malade yi donc imam bi nga xam ne mooy aar waxtaan ak malade yi ci diine pour dalal seen xel pour ñu bañ a wéet parce que li gën a metti nga feebar te wéet ak sa feebar moom li mu am mi ngi sant yàlla am na ñi nga xam ne dañ leen di beddi loolu moo gën a metti nga feebar am naqaru ñàkk am doole sa ay famille ñi la waroon soutenir psychologiquement waxuma sax xaalis de parce que du ñëpp am mais suñ la téyee dara la psychologiquement dina tax na nga gën a mën a dékku sa feebar pour am espoir de guérison loolu moo ñàkk nag mais foog naa ne tabu yi ñu ngi commencé wàcc parce que bu njëkk ba ku am cancer rek dañu yaakaar ne da ngay faatu mais léegi à force ñuy waxtaan ak askan bi léegi ñu bari gëj nañu wàññi nañu beddi bi mais am na ñi nga xam ne dañuy jaaxle parce que feebaru cancer diagnostic bi dafa cher à 300 000 ba 500 000 faj bi ñëw heureusement que depuis 2019 chimiothérapie wu cancer wu jigéen ñi c'est gratuit donc yooyu yëpp ay plaidoyer yu ñuy def ba yàlla vraiment jàppale ñu ci ba autorité wu Sénégal def ci seen loxo ba nga xam ne léegi jigéen ñi pour seen chimiothérapie bi nga xam ne c'était entre 2 millions ba 6 millions léegi c'est gratuit donc mais yeneen faj ci tamit des na opération c'est minimum 300 000 la dans le public te su dee dans le privé dina dem ba 800 000 1 million radiothérapie bi ñëw donc daal ñun ku ñu jàppale malade yi. plaidoyer bi ngeen defoon ba chimio bi ci yenn cancer yu jigéen yi nekk gratuit pour gouvernement bi gën a dugal loxoom ci fajum cancer ndax comme ni nga wax dafa métti te cher. chaque fois maa ngi remercier presse sénégalaise bi parce que saa yu ma tàllalee micro dinaa def plaidoyer te dinaa bind. donc dinañu bind suñu demander ay audience pour kéem kàttan dem nañ ci xalif généraux yëpp parce que bàyyiwuñu benn kër benn ëtt pour waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy cancer te wax leen di fi jafe-jafe wu maladie donc ñoom déjà mun nañu wax ak yenn autorités yi pour ñu gën a def à leur tour plaidoyer donc président de la République recevoir nañu à 2 reprises chaque fois dugal na loxoom ci lutte contre le cancer ba defal nañu benn subvention annuelle ba nga xam ne boobu daf ñuy jàppale ci suñu fonctionnement bien que doyul parce que ku am fonctionnement wu plus de 18 millions mooy fay sa loyer fay sa ndox ak lampe ak sa personnel 18 millions sax bariwul mais on a une subvention annuelle de 10 millions ci Covid bi la ñu defal 20 millions mais c'est pas suffisant on a 2 compte bi nga xam ne fa la ñuy jagleel malade yi duñ ci jël dërëm pour def ci leneen lu dul lu jëm ci malade donc ci la fa la ñuy jëlee seen garab yi seen opération yi seen bilan yi ci la ñuy fayee li ñuy dépense ci groupe de parole yi parce que groupe de parole yi c'est important parce que nit ki nga xam ne soo ko dalalee xelam dafa am importance yenn saa yi am na ay bonne volonté des associations de femmes yu ñëw may leen ay séances de bien-être pour bégal leen ñu ñëw maquiller leen won leen naka la ñuy musóoroo donc loolu yëpp pour dalal seen xel defal leen may leen ay perruque parce que yenn saa yi ngay chimio sa karaw effectivement am na ñu bëri ñu foog ni boo ñàkkee karaw bi dootul ñëwati mais buñ la fajee karaw bi day dellusiwaat nga comme bu dàq bi nekkoon foofu voilà bu dàq boobu maa ngi tooñ léegi soxna si témoigner léegi ne ko léegi nga gën a jongoma comme li ko nit ñi di tooñee yéen a ngi gis en même temps image u salle bi nga xamee ni foofu la ñuy defee chimiothérapie construite par la LISCA lii mooy wane njàmbaarte ak
Pastef bu Liska moo tax ñun ñëpp sénégalais yi dañoo war a jóg ku ne boo amee fukki dërëm sax nga dugal ko ci Liska parce que ñoom compte boobu dañu ko jagleel ñi nga xam ne ni ñoo amee feebar bi di cancer. am na itam beneen salle muy salle d'hospitalisation nga xam ni Liska moo ko defaraat. yëpp c'est des images yoo xamante ni liñ ci neex mooy ñoom Liska mënoon na leen cee bañ a fay mais vraiment ñu defaraat ko ba nga xamee ni malade bu fa dem sax da ngay mel ni comme si yaa ngi nekk hôtel parce qu'on a souvent peur d'aller à l'hôpital li ci des nag mooy jàppale gi 10 millions doyul 18 millions doyul 100 milliards sax doyul pour ñu jàppale plusieurs malades yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci Sénégal kii wax léegi pour gagner du temps rek on a beaucoup d'éléments kii def témoignage léegi moom cancer bi ko dal cancer du sein la Bijou yaa ngi may wax ni Sénégal daanaka tout chaque année dinañu enregistrer lu toll ci 1750 nouveaux cas contre le cancer du sein baal ma coro waa 1750 nouveaux cas jigéen yoo xamante ne cancer du sein moo leen di jàpp te couverture maladie universelle bi nga xam ne moom mooy mi ñu xam ko fii ci Sénégal du ko prendre en charge traitement bi am na mais dafa bëri ay obstacles yoo xamante ne daf koy jànkonteel surtout li jëm ci wàllu prévention am na élément buñ ci def ñu xool ko ñëwaat. ci weeru octobre atum 2020 lu tolloog juróom benn junni jigéen amal nañu dépistage lu jëm ci wàllu cancer junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yi sax doon jigéen ñoo xamante ne cancer du col de l'utérus lañu leen daal di dépister lu ni mel di ay xibaar yoo xamante ni docteur Fatma Guenoune moo ko joxe woon moom mi jiite Liska mi nga xam ni boobu ak léegi ñu ngi fexe rek gën a ñoŋal nekkinu jigéen ñi nga xamante ni ñoom la feebaru cancer bile di wéy di sonal ñoom nag booboog léegi di xeex ngir rek feebar bile daal dee mën a gratuit naam àggaguñ ci anam biñ ko bëggee waaye nag fexe nañu ba ay subvention daal di ci dugg itam jigéen yu bëri mën koo jëfandikoo. ñoom di faral di fàttali ni naam effort yi mi ngi wéy waaye nag cancer bi dafa wéy rek di nekk enjeu santé publique docteur Fatma Guenoune fàttali woon na ni cancer gynécologique yi le bokk nañu ci li gën a sonal jigéen ñi ci Sénégal itamit li muy faat bari na lool. ak lu ci mën a am Liska ñoom teggiwuñu seen tànk benn yoon seen campagne octobre rose at mu jot di wéy di amal ay jéego li ko waral rek mooy def seen kéem kàttan ba nekkinu jigéen ñi gën a mën a ñoŋ waaye itamit feebar bile di cancer ci bu mu mën a doon moo xam du sein du col de l'utérus wala yeneen ñu daal di ko fii mën a jëlee ba faaw. Journée de dépistage, elle est très importante pour la population féminine. Vous voyez même que c'est bien attendu par ces femmes parce qu'un cancer dépisté tôt se guérit tôt et on a 90% de survie. Donc c'est très important et très attendu par la population. Mais je pense qu'elles n'ont pas peur parce que vous voyez là, on a plus de 1500 femmes. Donc elles n'ont pas peur, elles ont répondu à l'appel de la Liska. Nous continuerons à sensibiliser les femmes parce que le plus important, ce qui les a fait venir, c'est qu'elles ont été sensibilisées. On a fait beaucoup de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation. mu ngoog muy présentation boo xamante ni mu ngi jëm ci Liska depuis 1985 déglu nañu itam kaddu yi ci cancer du sein surtout ni muy defee ay ravages. Et puis Pape, ce qu'il faut savoir c'est que Sénégal du hôpitaux yëpp ñoom ñoo am appareil de mammographie am na région yoo xamante ne appareil bi du fonctionner ba pare bu paane il faut que techniciens yi jógee fële ca bitim réew pour ñëw daal di koy def maintenance bi loolu yëpp xaalis bu bëri la boo xamante ne daf ñu koy coûter fii ci Sénégal Coro mi ngi ko doon wax tout à l'heure la dernière fois am nañu benn dame bu nga xamante ne cancer du sein moom moo ko daloon problème am mooy kan lay bàyyeel doomam dëkkul Dakar
pour mun a ñëw faju si autant de problèmes yoo xamante ne yaakaar naa ni il faut ñu ut ci solution pour gën a xeex maladie bi mu gën a mun a dellu ginnaaw parce que du faju bi rek mais am na yenn yi nga xamante ne da lay wër ci sa environnement ci sa vie de tous les jours mun na la bloquer ba yow finalement da ngay mujjee bàyyi ne dematuma naa bàyyi faju bi parce que sama doom tey kan moo koy xool bu ma demee kan mooy nekk sama kër bu ma demee kan mooy def lii kan mooy def lee donc yu bëri yoo xamante ne war nañ ko lijjanti ci mbirum cancer du sein ak du col de l'utérus bi gën a sonal jigéen. et puis on demande aux entreprises yaa ngi koy wax sànq Thioro ak Mamadou Ndiaye ni seen responsabilité sociétale nañ ci boole par exemple l'ISCA am na numéro de téléphone am na ay numéro de compte on va communiquer non seulement ci télé bi waaye dinañu communiquer ñun ñëpp kenn ku nekk compte yi nga am ci réseaux sociaux yi moo xam YouTube moo xam Facebook moo xam Instagram numéro de compte l'ISCA numéro de téléphone l'ISCA même bu fekkee amu leen numéro compte bu ñu leen joxee numéro téléphone bu l'ISCA bu ngeen fa wootee di ngeen xam fan ngeen mën a jaar pour yóbbu xaalis surtout ndimbal pour ñi nga xamee ni ñoo amee cancer ak cancer bu mu mënti doon n'est-ce pas. effectivement mooy responsabilité sociétale loolu dafa am solo ci entreprise yi nga xamante ni chaque jour ñu ngi fësal seen ay bénéfices yi nga xam ne dañ koy am ci at mu ne. je pense loolu tamit bokk na ci seen combat gis nañ ci yenn entreprise ci parfois information yi ñuy am ci réseaux sociaux yi ñuy partagé ñoom activités yi nga xam ne ñu ngi koy def nañ cité Orange ñeneen ak ñeneen tamit di gën a insister ndax xam nga ni yëf yi booy gën di insister sànq bi mi ngi wax ci appareil mammographie yi nga xamante ni parfois yéen a ngi góorgóorlu di ko amal ci yenn hôpital ci yenn hôpitaux yi ci mel ni Roi Baudouin exemple bi nga xam ne am nañ ko fa ci at yi ñu génn loolu am na solo mais juste di gën a insister tamit sociétés yi entreprises yi nga xam ne fës nañu ñi ngi gën a fësal seen ay taxawaay ak seen ay bénéfices at bu ne ñoom tamit ñuy gën di collaborer tamit ak waa LISCA am na solo dañ leen gën a ñaax rek mais surtout internautes yi tamit li ñuy gën di sensibiliser léegi fi jamono toll ak nouveau média yi sànq yéen ñoo doon wax ci côté bi nga xamante ne dañuy critiquer mais am na ci ñi nga xamante ne tamit la ñuy def combat yu am solo côté bu positif bi dañuy mën ay combat yu am solo yu noble yoo xam dañ koy partager à chaque fois ñëpp di ci def seen loxo exemple yaa ngi fii je pense que ñooñu tamit internet yi war nañ ci gën a mën a jàpp gën a jàppale ñii di waa LISCA. voilà docteur lan nga ciy wax surtout ci jàppandal bi ak contact yeeg numéro compte nu nit mën a def pour jàppale LISCA ci combat bi. waaw am nañu compte BOA. am nañu compte BOA bi mooy compte maladie. donc on a un compte à la BOA. képp ku dem ci siège BOA soo xamulee sax numéro compte bi soo waxee ne da ngay def benn donation pour LISCA nga bind Ligue sénégalaise contre le cancer wala LISCA rek. soo ko déposé dinañ ko dugal ci compte ligue bi. boo demee BOA. ci banque bi. nga di donation la pour LISCA. nga def ci numéro ci libellé bi. li nga bëgg a joxe. def ci LISCA. ñoom dinañ ko dugal ci compte bi. super. donc ñun après dinañ am retour d'information wala ñu oo ñu ne diw sàngam. joxe na déposé na chèque ci seen compte. wala nga ñëw LISCA. soo ñu ko joxee tamit comptable bi moo koy déposé ci. compte bi wala nga joxe am nañu compte Orange Money. ñu ngi lëkkaloo ak waa Wave. d'ailleurs ñoom maa ngi leen di remercier parce que mayoon defal lañu donation ci octobre rose bi ils nous ont donné plus de 1,6 million si je me trompe pas. ñëw 1,6 million jox ñu ko pour jàppale ñu ci lutte contre le cancer surtout boobu amuñu woon moyen pour fay. mammographie yi ñu mayoon jigéen yi. donc ñu jàppale ñu donc képp ku bëgg jàppale. am nañ ay entreprise ci Sénégal ñoom ci seen responsabilité dañuy jàppale ñun jëndal ay appareils pour ñun ñu dem ci benn district accompagner yu ñu. mun naa fi citer DP World parce que moom mi ñuy accompagner depuis longtemps. te ñoom non seulement dañuy accompagner. mais tamit dañuy bàyyi xel ci ñun li ñuy def parce que ay membres ña fay liggéeyee dañuy ñëw nekk bénévole ci campagne bi. donc ñoom lépp lu ñuy def ñoom wóor na la. ne ñun seen xaalis foofu la dugg. donc képp daal ku jàppale. li ñuy def ci askan bi bari na li ngay wax appareil mammographie boobu ñu bàyyi kii parce que dañuy xalaat dem ci yeneen région yi mais ci banlieue Sénégal di Dakaroise bi moo gën a métti nekkin bi foofu moo gën a métti ren ci mbas bi xam nañu parce que li ñu dépisté ren
dépisté wuñ ko ci yeneen at yi. bi ci mbas bi parce que on a dépisté 6181 femmes. te lépp ci Dakar la. voilà donc lépp mun nañ ko def. am na ñi nga xam ne yàlla daf leen dénk. su leen dénkee. jarul ngay ne suma xaalis su ma ko joxee. est-ce que dinañ ko dugal wala déet. da ngay ñëw nga laaj ñu lan foo bëgg ñu jàppale. ñu wax la lii nga jëndal ko sa bopp. très bien su ñuy dem déposer ñu ne yow diw. yow yaa joxe xaalis boobule donc loolu moo waral gis nga yi ñuy def nii réalisation yi ñuy def defaraat hôpital centre bi jënd ay lal parce que gis ngeen fi ay lal yi nga xam ne dafa ñaawoon malade yi dañ ko daan tudd ay association de femmes ñoo ñuy jàppale. ñëw ne loo leen bëgg ñu wax leen ñoom ñu dajale entre ñoom. jënd ba pare jox ñu. voilà pour mu wóor ne fa la jëm. voilà malheureusement dañu war jeexal Amina Poté mu ngi préparé moom tamit nee na elle décide de porter le combat moom Amina Poté. dina def show wam léegi mais en même temps dina sensibiliser profito waale jox leen ay ndimbal am na beneen témoignage bu ñu am ci téléphone bi honoré vraiment. bëggoon nañoo jël journée bi yëpp mais malheureusement télé ak programme am ñun li ñu mën rek la ñu def suñu yéene nag mooy jàpp ci ndax dañu bokk ci xeex bi ñuy xeex li di cancer ñu jël dernier appel bi doog a tàggatoo jox leen numéro téléphone yi mais tey ci guddi dinaa dellu si waat ci télé bi à partir de 21h30 wëndeelu man El Hadj Mbaye Garmi ak ki nga xam ne ni mooy Mbaye Dieye Faye dinañu profito waxtaan ak kilifa yeeg baaxkat yi nga xam ne ni suñu borom daf leen dimbali ñu dugal seen loxo ngir jàppale LISCA ci xeex cancer donc Amina Poté balaa ngay yegg si ñu jël léegi ni dernier témoignage ci li ñuy xeex tey allo. allo. kooku enfin da nga bëgg a joxe tur wala da nga bëgg a leb tur bi. maa ngi leb tur bi nag. d'accord ban témoignage nga bëgg a def très rapidement. man feebaruma sax mais sama doom mooy dund ak cancer bi. sa doom dafa am cancer. waaw 10 ans la am. mu ngi am 10 ans ba pare am cancer. billaahi pap. nettali ñu naka la mbir mi demee raconte-nous. moom maa ngi nuyu ñëpp. di leen ziar yéen ñëpp. sama doom bu góor la. 10 ans la am. cancer des os la am dañoo amputé sa jambe droite bi. jambe droite dañ ko amputé. cancer bi ci tànk bi la feeñ. waaw ci tànk bi la feeñ. naka la feeñee dafa jékki-jékki rek tànkam metti naka ngeen ko xamee. ñun daal jeudi la doon soox tànk bi léegi samedi muy foo ak xale yi rek daal di daanu. bi mu daanoo mu damm ñu yóbbu dem def rajo daal di tabax bi ñu tabaxee ba mu def 23 jours après ma dem rendez-vous defaat beneen rajo bi wane nii dafa am feebar mais waxuñu ma lu leer si laa jël man sama initiative dem principal ma demee principal ma def ay analyse jaabante par la suite ma def scanner bi ma defee scanner bi nag ci la génn muy le 9 février 2020 astafurlah bi ma demee ba def scanner mu génn moo ne dafa am tumeur ma la def biopsie hospitalisé principal léegi nag biopsie bi génnee ni carrément moom la il faut ñu amputer le plus rapidement possible. pour ñu dagg tànk bi alors que 10 ans la am. 10 ans la am léegi ñu bëggoon ma may chance pour ma jiital chimiothérapie bi daan teg parce que oncopédiatrie foofu dañuy fa joy léegi tànk bi jotuñu ko may nag après biopsie bi dafa def déclenché benn saignement ci benn samedi nag nekk samedi dimanche lundi mardi ñu mu amputé léegi nag maa ngi dante bi def chimiothérapie ak moom. dagg nañu tànk bi ba pare. waaw dagg nañu tànk bi mais sant yàlla nag Pape. comment il se sent ndax bi amputé ba léegi. si la am jàmm daal. alhamdulilah. waaw mu ngi suivre chimiothérapie bi. alhamdulilah. mu nekk nag xale bu jàmbaar. mu ngi foo di reetaan. mu accepté ko day football Pape. ah c'est bien alhamdulilah. day football ak benn tànk bi mu ngi jàngi ak benn tànk bi. alhamdulilah le temps muy am protège.
amagul prothèse gërëm waa amagul prothèse. je te promets que dinañu ko wutal prothèse. xam naa loolu. dinañ ko wutal prothèse mais sant yàlla rek ndax xale la di mu daj Pape mu metti waaye muy jàmbaar nag Pape fi mu tëdd si lal bi yëpp mu ngi ànd ak dignitéem. metti na nag bëggoon naa leen ko paas sax. anamu mu xaw a sànni mu wax ak yéen. anamu nu mu tudd. Khalifa 10 ans ñu amputé benn tànk parce que dafa am cancer ci tànk bi. waaw dafay jàngi. dafay foowi defu ko problème xam nga yàlla moom bu la sàkkee dalay préparer ci yu bari. mais yàlla da ko bind ba pare nekk xale. mu yàlla am lu mu def si moom. macha allah. sante naa ko yàlla suñ borom nag ndax jàmbaar la. ana mu paas ma ko. waa xaar ma paas ma ko. on va finir dans quelques minutes. Amina Poté aussi elle porte le combat dina teral ñëpp allo Khalifa. allo waaw. waa Khalifa namm naa la yow Khalifa. maa mais yow dégg naa yaa ngi football yaa ngi dem jàngi école yaa ngi foo. waaw. Khalifa man namm naa la de kañ nga may ñëw seet si. man. ci ay quelques jours naa la ñëw seet si. dinaa la xaar de Khalifa. waaw. léegi danga may wax boo ma ñëwee seet si lan nga bëgg ma jëndal la comme ça ma jëndal la ko. lan nga bëgg comme PlayStation nga bëgg. waaw. léegi ñëwal nga seet si ma. dinaa la jëndal PlayStation. merci. PlayStation rek nga bëgg ah. waaw. d'accord dinaa la jëndal PlayStation après ngay foo ak sa PlayStation dégg nga. waaw. ban classe ngay def. C2 ban école ngay jàngee. La Grande Royale. La Grande Royale. waaw. seen compo jeex na. jeex na. yow ñaata nga jël seen compo. man. compo bi damaa feebaroon. moo tax defuloo. waaw. d'accord léegi dinañ la jëndal PlayStation ok. waaw. voilà léegi paas ma sa yaay mais ndekki nga. ndekki naa. de lekk de yaa ngi lekk bu ci kër bi yëpp dégg naa yow Khalifa. waaw xam paase sama yaay. jooma sa yaay waaw. allo. waaw merci kontaan nañu. waa may remercier nag waa Liska. ñu ngi ciy jàpp ñoom tamit. ndax ñun daan teg ñun ñu ngi leen di gis wax dëgg fa yàlla tax. ci cadeau Noël yeeg ñu ngi leen gis ci lépp ñu ngi toppatoo xale yi. waxal Khalifa may naa ko PlayStation wax ko may naa ko PlayStation d'accord. waaw baax na waa. ñu ngi jël sa numéro ci ginnaaw ñu lay remercier jërëjëf bu baax. merci yéen a ko moom yéen a ko moom. jërëjëf merci Fatma Guenoune kontaan nañu. nous on va continuer le combat merci ci ni ngeen ma defee parrain journée bi tey merci on est content. ñoo ko bokk surtout cancer pédiatrique yi c'était tellement douloureux. bi mu fa demee maa ngi nii ak suñu chargé de com. bés boobu la nelawuma parce que dama fekk xale yi tëdd ci ay mer gàddu. non vous ne pouvez pas imaginer la douleur que bi ma am. ñu tëdd ci mer gàddu di def seen chimiothérapie. maa ngi remercier ki doon gérer fondation BOA ma ñëw wax ko ma ne ko fokk nga jàpp ci parce que xale yi li ma gis foofu le fokk nga def ci dara. amuñu woon toilette la may wax nii dafa métti toilette yi dafa daan seeb ci suuf la ñu daan dem donc ba mu ko waxee ñu dem guddi visiter foofu le mais moom elle s'est engagée waxuma ñaata millions plus de 70 millions pour réfectionner toute l'oncopédiatrie dafa leen ay lal defaraat carrelage yi defaraat douche yi defaraat lépp ba law ci yeneen hospitalisation yi. donc am na ñiy def lu baax dañuy wax fokk nit yi di dem di gëstu. ci hôpitaux yi. di dem ci armères yi pour delloo si seen bopp ci yàlla. nit yi li ñuy def. mun nañ ci seen dërëm. parce que jarul sax jaar ci Liska. ku dem doxantu biir hôpital soo gisee yenn endroit yi soo demee ci chef de service bi sax nga ne ko lii laay ñëw jàppale.
pour malade yi am na ñu koy def. dem hôpital teg fa seen xaalis malade bu am problème. jël ko. voilà donc man daal man dama je suis très sensible. ouais même nous autres. je suis très sensible donc par rapport à toute la souffrance. on veut le numéro de téléphone surtout de la LISCA. c'est le 33 827. 827. 30 85. 30 85. 30 87. 5. 30 85. waaw voilà. on va écrire ça ñu bàyyi leen ak Amina waaw. vraiment merci beaucoup Pape Cheikh merci yéen ñëpp. vraiment docteur, on est content. et on a eu des témoignages très émouvants. Moi je suis du corps médical et ça m'a profondément touchée. même nous autres. merci voilà. ñu bàyyi leen ak Amina Poté merci à tous xam naa bëgguñu yàggaat ci antenne bi on va revenir et on décide de porter ce combat incha allah. dinañ leen jox numéro téléphone LISCA numéro de compte ak ni ngeen mën a jàppale tous ces malades Sénégal daa bëri ay nit yu feebar te amuñu moyen xamuñu fu ñu koy waxee waaye gëm yàlla rek ak muñ ku mën a dimbali nga dimbali bu ko defee ñoom ñu mën cee mucc jërëjëf El Hadj merci Bijou Sy jërëjëf Oustaz Assane Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm Corombaar Ndiaye merci beaucoup Sophie on veut juste gagner du temps bàyyi leen ak Amina Poté mu àggali moi je reviens tout à l'heure vers 21h30 dinañu continuer di porter plaidoyer bu LISCA tey journée mondiale contre le cancer fii ci Sénégal ñu tànn ma pour ma nekk parrain bi yàlla na ñëpp am jàmm